salaamaaleykum mbokk yi nga xamante ni ñoo safoo gox bi TV tey dañoo ñëw nag di leen présenter li nga xamante ni mooy seen festival bii di am tubarkal si terrain ACAPES bu Parcelles mi ngi noonu muy man ni rek du ma sori lool ginnaaw bi ma leen nuyoo ba pare jox leen seen wàccuwaay wax képp koo xamante ni yaa ngi safoo gox bi TV rek jàppal ni fekk nañ la fa nga nekk rek. di la ziar bu baax a baax di la béggee di la màggal bu baax a baax ci kaw loolu nag muy man ni maa ngi dendeex ki nga xamante ni macha allah moom yaakaar naa ni moom maanaam programme bi moom am na benn côté boo xamante ni moom foofu la féete incha allah dañ koy laaj rek salaamaaleykum sëñ bi. maaleykum salaam. mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant bu baax maa ngi leen di tey baa lépp jàmm. alhamdulilah ñu ngi sant bu wér a wér a wér. tur bi nan la. Balla Diop laa tudd. Balla Diop Jóoba Juba. ma Diop Mbacco. waa dégg nga lii ma Diop Mbacco. waa dégg nga lii ma Diop Mbacco waa loolu dafa fort comme niñ koy defee rek saa su nekk ma Diop Mbacco tey ñu joxantu woon fi nga xamante ni moom mooy Parcelles mu ngi noonu si terrain ACAPES bi muy mel ni nag tubarkàlla démb tey dafa mel ni ak suba tamit yéen a ngi def lu doy waar. waaw xam nga ndaje yi dafa neex. même bu dul dara. bu nu gisantee. suba ak ngoon guddeeg bëccëg dañuy saafonte. léegi nag nga ñëw ci li nga xam ne mooy sa métier. sa domaine muy théâtre woote. mu am ambiance. am tànn béer am caravane. am ay conte am spectacle de théâtre loolu ndaje googu mënuñu lu dul di ci teew di ci kontaan bu baax a baax loolu nu fi indi tey. waaw loolu am na solo ci ko loolu fan nga jógee Balla. maa ngi jógee ñaari tali. yaa ngi jógee ñaari tali waaw kon ñu ngi nuyu waa mbokk ñaari tali yëpp di lay laaj waaw kaw ba suuf macha allah comme ni nga ko waxee rek day daal di am solo bu baax a baax waa ñu gis ni caravane bi démb suma juum dafa mel ni sabar la woon caravane la ñu tàmbalee donc wër parcelle wër secteur bi ñëpp xam ni comédiens yi xewle nañu donc ak ñi nga xamante ni mooy waa groupe Jalaaw tey nag démb aussi ci guddi gi ñu def tànn béer tey nag compte am na fii te gis nga ni ci kanam tuuti 21h incha allah spectacle de théâtre yi dina am fii ci terrain bi donc loolu mooy programme bi nga xam ne moo fi nekkagum pour le moment et boobu ba léegi daal gaa ngi koy doxal normal mu ngoog waaw ñu gis ni boo nee théâtre rek daanaka li ngay laal lépp dafay bari ndax su ma neexee man ni dafa ŋànk li nga xamante ni moom mooy réew mi ndax yaakaar naa ni dund bu nekk tamit dafay laaj li nga xamante ni mooy jàmm ak salaam ak ki nga xamante ni moo lay dindi sa stress te yaakaar naa ni loolu tamit yéen a ngi ciy joué rôle boo xamante ni bu yéeme la bu doy waar. xam nga ñun ay missionnaire lañu. ay ambassadeur lañu. parce que nee nañu. théâtre àdduna la c'est la vie. dund la. donc dund bu ñuy relater ci kaw scène bi la bu ñuy génnewaat wane ko autrement. alors comme loolu la. donc day baax ñu xam ni. ñun suñu mission la ak suñu wareef. et réew mi accompagner ñu ci loolu xam ne aussi suñu mission ak suñu wareef mooy ñu yee leen. ñu dindi seen stress. dindi seen i coono dindi seen i problème ak yooyu. ci manière buñ ko mënti defee aussi mu professionnel donc loolu la daal moo tax it ñi ngi tàllal ñëpp loxo ñu accompagner. ndeysaan waaw loolu am na solo dama leen laajaat rek ba xam seen ndaje bii nii lan moo ko wundu daal maanaam lan lay def seen ndaje mi nga xamante ni. lu ne da cee xaj ndaje bi lu ne da cee xaj. jàng da cee xaj parce que di nga ci gis ay ateliers yoo xamante ni. sunu kilifa yi yenn professeurs yi dañ koy def. donc dañuy dolli xam-xam di nga ci gis panel yoo xam ni. ay waxtaan la. autour d'une table ñu waxtaanee avancement wu théâtre donc leneen ak leneen da ciy xaj. xameel aussi da ciy xaj ay projet da ciy juddu. et puis ay spectacle espace d'expression la pour kenn ku nekk mën a ñëw wane li mu liggéey ay ati at. d'accord waaw bu nee théâtre démb ak tey yow si sa xalaat lan la maanaam benn la wala dese naa doon benn daar. benn façon théâtre moo am. théâtre moom benn la. léegi nag bu démb bi dañoo xàllal yoon ñun ndaw yi ñu nit ñu war a yor flambeau bi. yor ko dignement xàllal yoon yeneen ndaw yi nga xam ne ñu ngi suñu ginnaaw di ñëw. ñooñu tamit ñu xàllal yoon yeneen ndaw yi nga xam ne ñu ngi seen i ginnaaw di ñëw. donc théâtre démb théâtre tey. je peux dire benn la pratiquement lépp benn théâtre la. donc day gën di màgg nag di ànd ak jamono. mooy waral léeg-léeg nga naan théâtre day dox. dox gi mooy ni jamono di doxee mu dox ànd ak moom. donc loolu dong la. waaw loolu am na solo ni jamonoy doxee rek mu dox ànd ak noonu dafay am solo parce que comme ni ñu koy waxee rek bis bu nekk la cay xew xaj na noonu la demee waaye tamit bëggoon naa xam tamit ban groupe nga bokk. wala mu ngi noonu. compagnie Rescap Art laa bokk ñu ngi basé wu. fële ci centre socioculturel bu Biscuiterie. suñu siège bi. mu ngi centre culturel Biscuiterie ak centre culturel régional bu Blaise Senghor. donc foofu laa bokk.
wàcc ko loolu rek fi may ñëwaatee tuuti rek mooy ñi nga xamante ne tey jii dañuy jouer théâtre mais seen comportement parce que théâtre bi tamit dafay am solo parce que ndaw ñi dañ koy seetaan mais mag ñi tamit yaakaar naa ne dañ koy seetaan te tey jii mënoo toog yàq sa njaboot ngeen seetaan li nga xamante ne moom mooy théâtre nga gis yenn solin yi tamit nekk loo xamante ne yu doy waar la yéen loolu noonu bàyyi yéen ci ñaax ñi nga xamante ni maanaam ñooy ndaw ñi daal. xam nga comme li ñuy wax rek théâtre message la booy génnee. du question dañuy yee kenn. mais da ngay étaler sa scénario. étaler sa pièce. donc boo ko étaler ba pare. dañuy gis ne kenn ku ci nekk am na lu ko ci soxal. kenn ku ci nekk jël ci li ko ci soxal. mu doon jàngat bi ci moom looloo waral ñu naan yeete bi. alors du début à la fin li personnage bi laaj wala li scénario bi laaj wala li pièce bi laaj. dañu ko ciy def ba mu mat sëkk. cela n'empêche que am nañu ay valeurs fii biir Sénégal. am nañu yoo xamante ni suñu biir réew la. donc dañ ciy bàyyi xel. ba duñu au lieu ñuy defar. ñu nar a yàq dañ ciy bàyyi xel ba duñ dénaturer li ñu waroon defar mu nar a yàqu. ndeysaan loolu am na solo nga fàttali ñu tur bi ak sant bi ak fa nga jógee. ma Diop Mbaaco compagnie Rescapar. waa déggal loolu ma Diop Mbaaco lay doon Babacar ñu ngi lay ziar bu baax a baax. merci maa ngi leen di ziar naan la ci ngërëm ñeel na la bu baax a baax. jërëjëf merci beaucoup yal nañ ko fekkee ay déwén yu bëree bëri amiin buñ ko fekkee tamit mu ànd ak wér comme niñ koy defee saa su nekk rek dafay daal di jaadu ñu ngi fii nag Parcelles mu ngi noonu ci kaw loolu sa kàddu bu mujj rek ñu tàggatoo ko. sant leen yéen aussi parce que yéen a ngi contribuer ci développement wu théâtre parce que événement yu mel nii. bu fekkoon kenn mënu fee nekk ci média. kenn médiatiser wu ko. donc defe naa ni du feeñ. du jëm kanam ba kenn di ci jàpp wala di ci accompagner donc ñu ngi leen di sant. di leen gërëm ci seen teewaay. di sant ñi fi nekk ñëpp di wax ni nañ jàpp rek te ba bàyyi. yàlla jeexul. waaw kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax naan fii réew mi toll nii théâtre kat yi ñoo ko téye bu baax a baax ndax li nga xamante ne mooy xol yi pour muy neex dëgg tubaarkàlla yéen moom seen loxo ngi ci biir. ñu ngi leen di jaajëfal bu baax. macha allah jërëjëf merci beaucoup ngërëm la raaya bi lan la moo tax ñu jox la ko. waaw man la Pape Diakhaté administrateur bu compagnie Wecco théâtre raaya bi nag Wecco théâtre moo ko moom Wecco théâtre dafa doon ñetti nit yoo xamante ni man la Pape Diakhaté Pape Sidi ak Mbaye Samb ñu àndi ceeg suñu naataango tey bu mel nag Sega Samb di liggéey ak moom raaya bi ñi ngi ko jëlee ba Bénin ci Cotonou dafa am benn festival culturel bu fa amoon ci weer bi ñu génn ci ndimbalu yàlla ak jàppale ministère de la culture ak direction des arts ñu mujj fa dem bi ñu demee teew ci une semaine jongante fa ak juróom-ñetti dëkk yu ñëwoon teew bi loolu amee bi juróom-ñaari fan yi di jeex ñu dajale voix yi ndaxte dafa am ñoo xam dañ doon voter en ligne am ñoo xam ne prix du public la am jury bu toogoon di xool prestation yi def la ñu fa présenté woon nag mooy victime ou coupable mu doon benn pièce théâtrale boo xamante ni day wax ci wàllu émigration ndaw ñi fi nekk lan moo waral ñuy xëy jug jël seen bagage ni dañuy dem ndax dem bi mooy wax ji ndax toog ji mooy wax ji bu ñuy dem naka la ñuy demee bu ñuy toog naka la ñuy toogee ndax bu ñu fàtte ni tukki droit la ci ñëpp ku ne am nga droit tukki waaye naka ngay tukkee bu dee da ngay toogee naka ngay toogee ci dëkk bi donc yooyu noonu thème yu mel noonu lañ doon traité ci biir mu doon la xam ne aussi bi ñu fa demee laal na sujet la boo xamante ni gis nañ ni laal na ndawu Afrique yëpp donc ci loolu nag ci la ñu jeex bi ñuy jeexal juróom-ñaari fan yi ci la jury bi délibéré wax ñu ne ñun ñoo jël raaya boobu muy trophée Alouk Bindine ñu duppee ko koo xamante ni ci wàllu théâtre fii ci biir Afrique ak ci bitim réew nit dootu ko présenté ti dafa doon koo xamante ni ku ñu ràññee la donc prix boobu moo nekk ni tey ñu indil ko Sénégal. macha allah prix bi ngeen indil ko Sénégal tey ngeen ñëw ci festival bi tey seen yëg-yëg ci festival bi lan la. macha allah li nga xamante ni parce que boo xoolee bi ñu jógee Bénin bi ñëwee dañuy def tournée nationale boobu aussi ñu woowaat ci ministère de la culture ak direction des arts pour ñu jàppale ñu lëkkaloo ci ak le centre culturel Blaise Senghor waaye tey festival bi nga xamante ni moo di FETPA festival de théâtre des Parcelles Assainies daf ñu permettre ñu taxawal tànk bu njëkk ci tournée boobu nga xam ne muy tournée nationale donc mën naa wax ni pièce bi mu jugee Bénin tey jii lañ ko doogoy jouer Sénégal fii ci Parcelles Assainies mu doon loo xamante ni mbégte la fierté la ci ñun waaye itam di kontaan ci bi ñu gisee population parcelles yëpp génn ñëw seetaan parce que xam nga théâtre itam dafa doon loo xamante ni dafa am lien bu fort ak population yi te tey bu ñu sañoon ñu koy gën a def nit yi di ko gën a gis donc vraiment mbégte la ci ñun ñu teew fii ci parcelle wane liggéey boobu nit yi ñëw seetaan ko. macha allah kontaan nañ mais raaya bi yàlla na la jëkk ay raaya toog. waaw ñi ma doon wax mooy ñi ma doon wax sànq kooku mooy comédien bi Pape Sidi ki nekk woon boor bi mooy Mbaye Samb vraiment ñu nekk di liggéeyandoo parce que ñun tamit liggéey bi dañ ko organiser ñun ñëpp ay comédien lañu waaye man dama féetewoo wàllu administration bu muy lépp loo xam ni mooy doxal mbir mi ñoom ñu féetewoo wàllu scène bi ak technique bi donc noonu lañ ko tasee suñu biir di aussi di liggéey parce que yenn saa ñu liggéey ak yeneen artistes
yoo xam dañ leen di woo liggéey ak ñoom ci lu ñu sentir ni vraiment lii mën nañ ko weccoo sur le plan théâtral liggéey ko wane ko et après jàll ci leneen. waaw kon ñu ngi lay kontaanee di la wax na rek yàlla na nekk ay raaya macha allah léegi théâtre démb ak tey lan ngay conseiller jeunesse bi bëgg théâtre. ñi bëgg théâtre ñu déjà xam lan mooy théâtre parce que tey jii nii réere nañu mbir te xam nga tamit jamono mooy dox ma damay faral di ko wax te jamono buy dox day am technique yu bees yu ñëw yooyu ñëw day dem ba benn instant dootuñu xamante kii def audiovisuel est-ce que théâtre lay def kii def série téléfilm est-ce que théâtre lay def wala leneen donc nit ñi nga xam ne dañoo bëgg théâtre faaw ñu xam déjà lan mooy théâtre xam ni aussi théâtre mën nga ci formé wu mu doon sa métier nga ciy liggéey di ci tedd loolu aussi mën na nekk parce que tey ñu bëri ñi ngay gis ñuy jouer film tey ci théâtre la ñu commencé mais dañoo dem ba téléfilm soxla leen jàpp ni peut-être ñoom li ñu bëgg ñu waneel leen ñoo ko mën a jël indil leen ko ñu jël leen indi ko mais donc tey comment dirais-je conseil bi ci jeunes yi mooy nañu gën a jàng xam lan mooy théâtre xam ñoom li ñu moom aussi parce que tamit bu ñu fàtte ni Sénégal dafa am wàll bu am solo bu mu am ci wàllu boobu tey ci biir Afrique ñëpp ràññee nañ ñu waaye est-ce que mën nañ téye loolu ba liggéey ko joxewaat ko parce que tey ñu ngi ak suñu ay mag ñoo xamante ni wax dëgg yàlla mooy ñi daan gis démb mu nekk waa daaray Kocc ñu bëri dañuy liggéey ak ñoom waaye ñun dañu war a téye pour aussi mën a jotale kon njàng mi faaw mu am fexe ba xam aussi ñun ban théâtre la ñu war a def ak ban la ñu war a def. merci beaucoup jaajëf kon jeunesse bi jàngi leen théâtre comme da ngeen ko bëgg comme ni ñu ko waxee woon sànq rek festival la ñuy wax te bu ñu waxee festival wax théâtre wax danse wax lépp loo xamante ne rek ci culture ndax culture la ñu woote festival bi nag démb ba tey ñi ngi fi Parcelles Assainies waa ACPA di ko def sëñ bi noo def. maa ngi fere soxna si di la nuyu waaw di nuyu waa Gox gi TV yu baax. waaw di nga nuyu waa Gox gi TV ñu ngi leen di ziar di wax ni festival bi démb ba tey yéen a ngi ci festival bi yëg ngeen si seen bopp bu baax. ah waaw festival moom wax dëgg yàlla moom yëg nañu suñu bopp yu baax a baax xanaa di wax ñi nga xam ne ñoo ko organisé muy waa ACPA rek di la wax mention spéciale c'est pas évident mu doon seen première édition. ñu réussir pari bu toll nii quoi wax dëgg yàlla am mobilisation bu toll nii kon wax dëgg yàlla contentement la di wax ne tamit gis nañ suñu bopp yu baax quoi wax dëgg yàlla waaw. gis ngeen ci seen bopp mu ngeen jóge ba Dagana ñëw Parcelles Assainies tey seen diggante ak waa ACPA. waaw suñu diggante ak waa ACPA moom yàgg naa wax naa ko démb moom laa doon wax nee naa leen suñu diggante ak ACPA kóllëre bu yàgg la ndaxte lu ñuy wax dañuy faral di wax lu yàgg dëgg la. nun avant ñuy organiser festival la ñu xamanteeg waa ACPA ñu ñëw suñu ay programme ba yàlla def ñu initier suñu premier festival ñoom nu ñëw fa ñoom ñoo fay njëkk ñoo fay mujj yàlla def tamit ACPA suñu benn frère nekk fa muy As Malick Niang nekk produit bi nga xam ne suñu troupe la jóge Dagana nu waxaa ko waa ACPA yi ma jël ko teg ko si loxo ki nga xam ne mooy Adam relation boobu tamit ban ko joxee As ba léegi tamit lu rafet rek la ñuy gis si moom kon yaakaar naa ni ku yëkkati nit sa artiste jox la ko yaakaar naa relation bu sincère donc moo koy kii quoi moo koy créé waaw. jërëjëf soxna si noo def. maa ngi fi. démb ba tey ngeen nekk ci festival bi ku wax festival théâtre nan ngeen gisee festival bi tey. waaw ñun moom dañuy dolli sant yàlla rek lu ñu koy waxee. ndax dañu ñëw festival jóge ba Waalo ñëw fii festival mais li ñuy doon ñu wut si festival rëccuwul ko parce que ñu ngi dund aar dëgg diggante ñaari fan yi ñu fi nekk li xam na ni aar lépp loo xam ne rek te artiste war nañ ci war taxawaay rek ñu ngi koy dund ci festival bi ñu ciy gërëm waa ACPA nag ndax organiser yombul waaye vraiment fexe nañu ba ñu ngi satisfaire nit ñi kon lu ñu doon wut ci festival yëpp ñoo ngi koy gis ci festival kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm ngeen wax ngeen dem eggale rek kontaan nañ ci yéen te bu ngeen demee ngeen nuyul ñu waa Dagana bu baax merci beaucoup jaajëf. bu ñu ñëw indi pataas bi suukar si tomate bi indaale incha allah amul benn ma ñëw waaw comme niñ ko waxee woon ñu ngi ci festival bi boobu ba tey di wax bàyyi nan cafka noo def. maa ngi sant bu baax. yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi ci jàmm bu baax alhamdulilah sant yàlla bu wér a wér. festival la ñu wax démb ba tey Serigne Touba ngeen nekk ci festival bi tey lan ngeen yëg ci festival bi. waaw comme li daw ci ñun rek. waaw moom la ñu yëg parce que bu ñu ñëwee ci festival déjà du loo xamante ni peut-être c'est la première fois ñu teg ci suñu tànk bon tey ACPA xewle muy association des artistes comédiens des Parcelles Assainies donc doon ñoo xamante ni peut-être wëllëre dafa dox suñu biir loolu yàgg na bon
du coup comme bu ñu wootee rek war nañoo ñëw dundandoo ak ñoom li nga xamante ni moom mooy festival bi. kóllëre moo dox seen diggante ak PA muy première édition yëg ngeen si seen bopp ci festival bi. waaw yëg nañ ci suñ bopp bu baax parce que bon peut-être li ñuy def muy le théâtre suñu métier la et que métier boo xamante ni tey bon ci la ñuy tedd ci sant yàlla bu baax a baax kon bu théâtre wootee rek je pense que ni ñun suñu lépp dañu koy bàyyi ñëw dund ko ak ñoom bon ñëw nañ nag ñu ngi koy dund ak ñoom gis nga gaa yaa ngi ci bon spectacle yi donc ñi ci des aussi ñu ngi nekk di préparer wu pour yéeg ci scène bi fas yéene wane li nga xamante ni aussi moom la ñu indil ak PA. moom ngeen indil ak PA théâtre démb ak tey. waaw am na différence parce que bon différence yi mu am bari na parce que boo xoolee à l'époque peut-être yenn matériels yi nga xamante ni tey ñu ngi koy am même dans le cadre d'audiovisuel ci yenn aspect ñi nga xamante ni ñooy cadreurs yeeg monteurs yeeg réalisateurs yi donc am na yenn matériels yoo xamante ni amu fi woon donc ni mu fi ñàkkee woon ak théâtre ni mu ñàkkee woon doole ci côté koom-koom voilà am na différence ci li ñu daan gisee démb ak tey aussi bon je crois que ni comme niñ koy waxee rek fépp foo dem am na différence. ñu ngi lay nuyu di la kontaane di la jaajëfal bu baax merci beaucoup jaajëf. waaw man tamit maa ngi leen di béggee di leen kontaane di wax gars yi bon ñu abonné ci chaîne bi activer li nga xamante ni moom mooy cloche de notification parce que képp koo xamante ni tey mu ngi ñëw di jëmmal li nga xamante ni moom mooy théâtre rek bon tey ngeen bàyyi seen lépp aussi ñëw wuy si ñu donc nekkul ni ak PA rek ngeen wuy si mais toutes les artistes comédiens ñoom ngeen wuy si donc du coup loolu mbégte la boo xamante ni day nekk si suñu biir en même temps. merci beaucoup jaajëf kontaan naa. waaw comme niñ ko waxee rek ñu ngi ci festival ak PA démb ba tey macha allah ñu gis fi artiste bu nekk jóge fu nekk ñëw Parcelles Cheikh Omar ñoo ngi lay ziar. waaw sama jigéen sama xarit maa ngi lay fay di la bëggee di am kontaan ak mbégte ci jàkkaarloo bi di nuyu aussi waa kër gi nga àndal di am kontaan ak mbégte ci jàkkaarloo gi ñu fas yéene jàkkaarloo ak yéen. waaw mu ngi noonu am mbégte jàkkaarloo ak ñun tey. première édition festivalu ak PA démb ba tey ñu gis la fi sa diggante waa ak PA lan la. waaw sant yàlla rek ñun moom théâtre la ñu faral fa théâtre woote dañu ñëw taxaw te ak PA dañu yàgg ak ñoom démb la parce que dañu demalante dikkalante parce que diggante Parcelles Assainies la ak Grand Médine benn tali rek moo dox seen diggante muy ñoo xam ne ñoo am ngëm-ngëm lañ ñu xam li ñu bëgg lañ xam fi ñu jógee xam fi ñu toll xam fu ñu jëm kon bu ñu xewlee lu ni mel dañu war a ñëw ndax. musiciens yi ñu ngi koy def di daje di yéegal seen i mbir kon logique na lu ni mel ñu koy tàcc koñ yi pour nit ñi gën a comprendre dëgg-dëgg lan mooy théâtre bi quoi. ñu comprendre dëgg-dëgg lan mooy théâtre bi mais yee xale yi nga xam ne dañu jóg bëgg def théâtre. waaw xale yi nga xam ne dañoo jugandoo ñoom ñëpp bëgg a def théâtre bonul ku ne mën na koo def ndax mi ngi ci ku ne mais nañu bañ a yàkkamti. ñu jël seen temps jàng ndax xam soo ko jëf moo gën a wóor te Souleymane Faye wax na ko soo xamee nag ba comprendre li nga bëgg a def lan la soo ko bëggee def day yomb mais soo bëggee jug rek tey tàmbali tey feeñ ci tey du sotti parce que képp koo gis muy def lu mën a yéem doomu aadama yi rek bu la laajee am na fu mu jaar gëstu na def ay formation jàngaat ba daj lu mbur di daj ci fuur doo ko mën a am li mu bëgg. sinon nag day métti ci ñoom quoi mais nañu jël seen temps bunti ubbil nañ ko fépp ñu dem jàngi xam-xam bi mën ko ngir mën cee jariñu quoi. merci beaucoup kon ñu bàyyi la rek nga doxal ba ci kanam kontaanee nañ la merci. waaw comme niñ ko waxee woon sànq ñu ngi ci festival bi macha allah boobu ba tey nag ñuy dalal ndaanaan yi soxna si noo def. maa ngi fi. tur bi naka la. waaw maa ngi tudd Ndeye Fatou Sène looy sama tur dëgg mais nag buñ ma xamee si turu artiste bi xaar dëgër musóor la. waaw dëgër musóor démb ba tey ñu ngi ci festival bi lan mooy seen teewaay ci festival bi. waaw teewal suñuy nawle rek ndax ñun dañuy organiser di def festival ku nekk xam na bët ne mooy def fees rabat mu koy def nag yàgg ko de bëgg bokk na ci ñi njëkk a def festival fii ci niveau Guédiawaye si banlieue bi bokk na si ñu ko njëkk a def comme tey buñ ko defee ba tey suñu moroomi nawle organiser seen festival ñu leen daan invité ñuy ñëw tey ñu organiser invité ñu kon yell na ñun ñu ñëw teew si bés bi ak nuñ ci mën a teewee rek. fan ngeen jógee ñëw ci festival. ñu ngi jógee Guédiawaye troupe bi Guédiawaye la nekk. mais seen diggante ak waa ak PA lan la.
ay xarit ndax boo dee xool tey ñun ñëpp dañoo xaritoo ndax ñii xaritoo nañoo ñii xaritoo nañu ñee comme ñun ñëpp ay da famille lañu buñ demee ci festival yi presque ñooy bokk fenn fu ñu nekk ñooy toogandoo ñooy añandoo ñooy waxtaan kon dañ ciy bëri ay xarit tey sama jëkkër am na fi xarit man tey am naa fi xarit Omar Sarr sama xarit la waaw tey suñu yeneen éléments yi am nañ fi xarit noonu la rek dañuy demlante di ñëwlante kon ñun ay xarit lañ daal waaw. muy première édition festivalu ak Pa yomb na ci yéen ngeen ñëw participer si day yomb surtout première bi gis nañ tey ñun dañ leen di féliciter waat ñooma ndax def première dafa metti ñun dund nañ ko waaw expérience bi tenté nañ ko te xam nañ ne metti na comme ñoom suñ ko organiser rek mu jaar nii rek am réussite totale macha allah ndax ñun gis nañ ne am na réussite ndax artistes yi wuy si nañu leen macha allah gars yi jàmmatuñu fi dara comme am nañ réussite totale kon dañ leen di remercier naan leen organiser dafa metti mais nag day yomb pour ñu ñëw ndax ni ma la ko waxee rek ñun dañuy organiser ñu ñëw kon ñoom it suñu organiser suñu invité rek dañoo war a ñëw teew. mu ngi noonu suñ leen invité dañoo war a ñëw kontaan nañ yeneen daanaan tapis rouge la ñu wax Goxi TV la ñu wax forever. waaw merci beaucoup waaye damay remercier sama kilifa ndax tey mise en scène bi nga xamante ne nii def naa ko dafa am koo xamante ne moo ma si gunge muy Arona Mbodj pièce am laa adopté ñu joué ko presté ko tey macha allah mu nekk foofu tey bu fa nekkul man lay bàyyi saal wóolu ma ne ma dirigeel xale yi te kooku war naa koo gërëm muy sama kilifa Arona Mbodj moo yori tur bi mais day bàyyi lépp ci sama loxo kon ma koy remercier di remercier waa bët yëpp yi nga xam ne déggal nañ ma ba su ma leen woowee ci liggéey dañuy ñëw su ma leen woowee ci festival ñu nangoo àndandoo ak man topp sama ginnaaw nag déggal ma di ko nuyu di nuyu Moustapha Seck bu baax a baax. merci Dëgër Moussor. yaa jëf da kontaane naa la. mu ngi noonu festival la ñu wax ndaanaan bu nekk mu ngi fii macha allah dem ba tey ñu ngi ci festival bi sëñ bi noo def. waaw maa ngi fi bu baax di sant bu baax alhamdulilah. festival la ñu wax démb ba tey ngeen ñëw ci festivalu ak Pa bi sa teewaay ci festivalu ak Pa bi lan la. waaw di sant yàlla rek di wax ne ak Pa dañuy kenn ci ñun di troupe boo xamante ni ku xewle rek dañ lay teewal tey saa yu nu ñëwee rek ñëpp kontaan nañ ma am ci kenn koo xam maanaam moom dañoo bokk ci benn compagnie muy Keppaaru Sénégal muy Jean Michel ñu ànd di liggéey dina bi ñu côté bi suba ga ba tey bi ñu jógee ci àll bi fii lañ def directement ñëw kon yaakaar naa ñun ay artistes lañ yoo xam ñëpp benn lañ kon ak Pa bu ñu xewlee ñu bàyyi suñu lépp ñëw fii moom dañuy jàpp ne suñu yëf la daal. Baye numéro 2 man Baye mënu ma xaw a muñ Baye numéro 2. waaw Baye moom ñëpp dañ naan ma da nga nuroo Baye affaire mais moom sax sama nuroo waale la may dox mais yàlla moo def rek ñu nuroo en même temps bokk lu style yu ñuy joué waaw mais di ko wax ne moom borom baax la quoi sama xarit la. première édition festivalu ak Pa mu mel nii lan nga leen di wax ñoom. waaw damay wax ne alhamdulilah laay wax parce que première édition mu mel nii yaakaar naa deuxième bi bu ñëwee war na mën a jàng te it sa première édition bi ci la ñuy jànget deuxième bi kon yaakaar naa fi ñu teg seen tànk nii wax dëgg yàlla man gisuma benn erreur ci festival bi te it bokk naa ci ay comité formation comité kii festival yu bëri yoo xam bokk naa ci mais wax dëgg yàlla li ma gis fii macha allah. jaarale nañ ko ci yoon ñu ngi organiser ci organisation bu jaar yoon lépp si luy seen ànd na ak dal-dal. lan ngay wax waa Goxi TV. waaw di wax ne ñu fonkaat rek kii bi thème bi nga xam joxe nañu fi muy wàllu mbalit mi ñu xam ne mbalit kenn du ko sànni ci mbedd nañu trier mbalit mi parce que mbalit mën nañ ci liggéey lu bëri bu dee côté kawsu bi mën nañ ci liggéeyaat ay champs parce que mbalit mooy duggaat ci biir kër yi. mooy paan yi ñuy liggéeyee mooy kaw si affaire yooyu noonu même sax sunu mbokku baykat yi nga xam te dañuy bay si mbalit yenn mbay li am na yoo xam boo ko liggéey mën a nekk tos après ñu koy def ci nji mi muy gën a dundal garab yi. kontaan nañ. bég nañ. sama xol sedd. macha allah ñoo far yow. waaye grand bu bi laa bëgg. yow jeex na yaay borom. jeex na tey. fee teg sa loxo bi rek. waay jum rek di ñu ko waxee boobu tey ñu ngi ci festivalu ak Pa ñoxit doo def ñamaxit doo def. maa ngi sant yàlla bu baax a baax maa ngi sant bu baax a baax waaw. tey sa teewaay ci festivalu ak Pa dal la. waaw dama teew en tant que artiste musicien compositeur ku ne xam ne man musicien la. mais bu ma ñëwee ci biir artiste comédien yi day lu ma neex day lu ma saf ba tax na réew mi nag ñoo ko doon laaj ba tax na moo tax monsieur le maire na ma naa ñëw
ci festival bi jëmmal ko teewal ko man en tant que artiste musicien compositeur et voilà. ban monsieur le maire. mooy kii mooy maa ngi siyaar nag bu baax a baax sama fant yi fépp fu mu mën ne di leen jaajëfal bu baax a baax. ban monsieur le maire. waaw loolu daal sama xol la fees ndax mënu ma wax sama xol la fees mënu ma wax. yaa jël meilleur humoriste 2022 maanaam nan nga def ba jël loolu ndax yombul. waaw peut-être sant yàlla la benn ndimbal sunu borom la te du mën du pexe du dara maanaam ndimbal sunu borom la rek waaw sunu borom mooy xool lu ko soob mu def ko ci yaawam man ndimbal sunu borom la rek mu wàcc ci man ma nangu ko loolu rek la amul mënuma kiiwuma du dara mais sunu borom moo ci jaar ak nit ñi nga xam ne ñoo ma bëgg ci yàlla rek tax voilà. léegi ndax après bi nga ko jëlee boobu ba tey yomb na ci yow. waaw yombul ci man nag yombul ci man ndax coow li bëri na lool xeex bi damay njëkk yeewu heure bu ma yeewu sama kër maa ngi fekk nit ñi ne fa di xeex gulul jeex ndax trophée bi ñi ko bëggoon daa bëri xeex bi ba nii xeex ba nii ma xew nii maa ngi ko bàyyi xeex ma leen ma dem ñëw ci festival delluwaat ci ñu continué waat xeex bi. lan moo tax lan moo tax xeex bi lan la. yaa ngi dégg lii mënut a ñàkk fan si mënut a ñàkk saa su ne ñuy xeex parce que li ko jar ko jar man musique may def mooy tax mooy dawloo seen yaram fees seen xol moo tax ñu yor luy xeex ñoom. ban genre musique ngay def. man nag musique may def mooy musique jazz man jazz lay def. doo ma ci may tuuti rek. Gox gi TV la ñu wax may ñu ci tuuti rek. loolu su ma koy woowee xol laa koy woowee. may ñu tuuti rek. sama xol fees envers samay fans ñoo ngi nii toog jàkkaarloo woon bu ba tey ñoo ngi woote di wax ba tax na xanaa moom may la ci toq rek. fas yéene barke lu ñaari rek waaw. alors léegi léegi kon jërëjëf kon. comme niñ ko waxee rek festival la ñu wax boobu ba tey macha allah ñu ngi ci festivalu ak paa Djiby Seye noo def. maa ngi ci jàmm maa ngi sant bu baax maa ngi lay bëggee di la kontaane di la wax ni la jërëjëf ci liggéey ci aar bi ndax yaa ngi ñuy guddil di ñu bëccëgal lépp rek macha allah rabbi ngir sunu mbégte ndeysaanam artistes yi ñu ngi gis taxawaay bu rafet bi nga am ci ñoom loolu laa lay njëkk remercier ak social bi ngay def ci réew mi wallahi la azim kii laa gis koñam nit ku fa wasin mooy yore sa couche parce que xam na ni xale yi juddu bees yi maanaam macha allah rabbi dañuy soxla couche moom mi da ciy jàpp bu baax a baax a baax te loolu du toog fenn ba wax ko kon ñoo koy waxal ñu ngi la ciy sant di la gërëm. Djiby jërëjëf nga ñëw première édition wu festivalu ak paa. yaa ko fay. dégguma nga ne. dama ni coowal Adji Sarr bi mu fi jóge yaa ko fay ba kenn déggatu ko. déggal loolu waaw ba tey baax na première édition festivalu ak paa sa digganteeg waa ak paa lan la. ñaari fan nga def France ñibbisi di prononcé yàlla baax na sama digganteeg festival bi du dara lu dul rek li gars yi di wax tout corps plongé dans un liquide ressort avec ce liquide te lu dagg lu ne morom ba lay fekk maanaam festival bi bu amul woon sax spectacle amul woon dara mu doon daje rek artistes yi rek doy na ndax ñun amuñu lu dul sunu aar amuñu lu dul théâtre ak ñi ciy yëngu man de dama part personnel képp koo xamante ne artiste nga yor jikko ju rafet te nite tey def yëfi nit te li ngay yéene sa bopp nga yéene ko sa morom te li ngay woote ci yow te muy dëgg ci yow man bëgg naa la te yàlla rek tax. Djiby Seye laa bëgg quoi. ji sous-vêtement moo defar ji wu sous-vêtement da koy jaay barke Serigne Bamba moom Djiby Seye moo koy jaay. dégg nga lu mu wax.
sa naataango la. loolu benn fi xam nga lii improvisation bu mel nii lii. Demba Fall fa mu nekk ci bàmmeelam kontaan na ndax improvisation bi dafa am doole. lii mu improviser. ni ma daga doon defar ay jeux événement loolu benn fes xam nga des fois ñu jël ñu ay prestations ñuy créer ay wax yoo xamante ni c'est pour divertir les gens et tout ñun loolooy suñu but mooy fexe ba bégal nit ñi yee leen yiir leen avertir leen ci lu bare loo xamante ni ñëwagul bari na ay xalaat yoo xamante ni tey jii artistes yaa ngi koy def da ngay toog ba yàgg rek daal ni pourtant lu mel nii nit diw jéewoon na ko fi de ñu naan mënul nekk bari na loo xamante ni tey. maanaam artistes yaa ngi koy def mu nekk lu am njëriñ ci société bi mais des fois nag da ngay toog ba yaa gis koo xamante ni li muy def pour rek xew-xewu jamono la artiste day éviter loolu artiste day éviter di def loo xamante ni pour xew-xewu jamono rek la maa ngi ciy yedd nag sama bopp di wax gars yi ñu revenir à la source bi maanaam li ñu taxoon a jóg buñ ko fàtte. lan moo leen taxoon jóg en fait ba bu ñu ko fàtte. waa xam nga da ngay toog ba yàgg gis ñoo xamante ni maanaam ay mag di la kalaame waa saaga ndey yi léegi daf ci bokk ñaan la waa léegi ñàkk kersa yi nii ñàkkee kersa nitu diine yi daf ci bokk wala diine ji nii ñàkkal fayda daf cee bokk yow dangay jaaxle quoi yow tu te dis que nii loolu fan la war a mën a jóge ci ñun la ci sunu biir donc bu ñu yegg ci cadre yeddante ak yu demee ni ko noonu war nañu toll foo xamante ni wax fa dëgg neex yàlla te yàlla rek tax war nañu yeddaat suñu bopp te soxlawul nit di ñu wax parce que kenn ku nekk seetu nga ci sa morom. mais Djiby est-ce que jotul tey ñuy def ay formation di jàngal xale yi bëgg art théâtre est-ce que jotul tey ñu leen di former. waa xam nga dafa am koo xam ne xaalis moo ko tax a jóg am koo xam ne art moo ko tax a jóg. tey boo xoolee tey jii bu ma nee la Souleymane Faye ndax am na ku ko dàq way ci réew mi dana jafe waaye bari na artistes yu ko ëppalee nag yu ko ëppalee xaalis parce que ñooñu business la ñu opté moom mu opté art saa bu waxee la mu waxoon ay fukki at ak juróom ci sa ginnaaw boo ko jëlee teg ko day mel na tey lay doogay xew man ñaan naa yàlla doon artiste boobu ñaan naa yàlla bu may defar œuvre ma defar œuvre boo xamante ni maanaam même bu ma génnee àdduna samay sëtaat la Djibril Diop maam biti liggéeyoon ma liggéey lu mel noonu la sama maam ju baax ja lu mu tuuti waay ay waay jële waay mag dikk na waay te dewagu ba fenn ma jaaxal waaye kii waxoo yàlla baax na dana ñëw yàlla bëri na sutura dama ndax saa bu ma koy wax Thierno Ndiaye Dos day taxaw sama kanam ñu bari xam na ni réalisateur bi may wax waaw ndax li ma ni Djibril Diop maam biti moo tax waaye sant yàlla li am solo daal ba am solo mooy nañu jéem a concentré wu liggéey ci œuvre boo xamante ni ci wàllu cinématographique fu ñu ko teg Afrique ñu ni cey Sénégal gars yi nag ñu ngi ciy bay seen waar ndax tey maa ngi gis ay label yu mel ni ki Mborodi di gis ay label yu mel ni ki Even Prod ñuy def ay liggéey yu am solo gars yi di sonn di xalaat waaw ñu mel ni ki ñoom Pod ñoom suñu papa Ibou Guèye di xalaat yu xóot ngir lan wax dëgg ne xala fu étranger ñëwee di seetaan suñu ay film gis ni dëgg-dëgg yàlla créativité te maa ngi gis aussi nit ñi ñu ngi sonn ci seen ay jeu d'acteur nit ñaa ngi approfondir seen xam-xam ci lu bare bare mais daal am na si ñoo xam su ñun daal humoristes yi ñoo jëloon pay waaye ñu ngi commencé jël ndàdd waaw ndax saaga ndey daal buñ ko mënoon a bàyyi ak ki ñàkk kersa gi du sunu jikko yarewuñ ñu ko waaw man daal bu doon sama sago lu waay di def ba sa waajur teew te sañoo ko def bul ko def nit ñi di ko dégg. lan ngay wax waa Gox gi TV. gërëm leen sant leen parce que tamit da ngeen ñu may opportunité ñu mën a wax suñuy xalaat te yaakaar naa li ñuy wax it nit duñ ci xas duñ ci jànni parce que li ñuy wax c'est pour l'avenir c'est pour notre devenir c'est-à-dire waxuñu ko rek pour wax ni bon voilà man ñi ma xam na ni soxlawu ma ngërëm ak man ku ma gërëm ak ku ma saaga laa yemale parce que tamit léegi mu jeex man chaque jour dama koy wax léegi mu jeex
waaw problème bi mooy wax ji yëpp kulli man alayha fan day jeex léegi parce que loolu la maa ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla waa gox gi TV yàlla na ko sunu borom def mu nekk télé yi gën a bokk ci télé yi gën a mag ci àdduna bi ci barke Seydina Mohamed lu baax ci àdduna bi yàlla na ko yàlla def Sénégal ci barke Seydina Mohamed sallallahu taala alayhi wa sallam. jërëjëf merci beaucoup comme niñ ko waxee woon rek depuis sànq ba tey ñu ngi ci festival bi jeexagul gan yi macha allah nag ñu ngi fi di dalal sunu benn tonton papa noo def. waaw maa ngi sant bu baax a baax. tey nga ñëw ci première édition wu festival ACPA sa diggante ak waa ACPA ba nga ñëw ci seen festival tey. waaw diggante bi dafa rëy nag ndax démb la ndax diggante maag ACPA diggante la man ak Adam ndax Adam dama bokk si ñu ko formé waaw dafa am lu bëree lu ma def si moom depuis 1999 la ñuy dajee si Espoir bu Pikine mu bëggoon dugg théâtre man ma soog a jógee Diourbel ñoo ñu affecté ma la ville de Pikine en tant que régisseur général de plateau si laa xamee Adam macha allah ñun ñaar ñu liggéey di liggéey ba nu mu ñëwee rue du tribunal ba nu ñu amee benn festival international bu ñu doon def Bénin mu yóbbu woon ko fa yàlla def ñu jël fa trophée africaine prix Gézo ba ñëwaat fii maa moom ñu àndaat ba léegi di liggéey donc je suis très fier très content ñëw tey jii si premier festival lu ACPA. ban kii nga jiite ci groupe théâtral yi. waaw man maa ngi tudd Assane Traoré man maay directeur artistique compagnie théâtrale Nouveau-Né bu Njaareem waaw Nouveau-Né nag c'est une compagnie théâtrale boo xam ne Diourbel la nekk boo xam ne vraiment def na ay jalooreem def na jël na ay coupe ci FESNAC mooy festival FESNAC ñëpp xam nañ ko mooy festival bu mag bu ministère de la culture di organiser chaque année. Nouveau-Né tamit jël na ay phase nationale théâtre mu Ziguinchor participé na tamit ci semaine départementale semaine régionale semaine nationale donc def na pas mal d'activités au niveau de national def nañ tamit ay téléfilm waaw def nañ ay création yoo xam ne boo xam ne mën naa ko bind Rihanna Leyti Fall joué nañ ko joué na ci Leyti Fall bu président Arco bu Pikine ak ay artistes yu Pikine yu bëri ak Grand Makhtar Fall bu nekk Daaray Kot de récemment ñu ngi nii ci benn série télévisée bu 108 épisodes bu ñuy wax serment de mandat boo xam ne day réaliser nañ ci 10 épisodes ñu ngi ci pour parler ak ITV. macha allah loolu am na njëriñ lan ngay wax jeunesse bi nga xamante ne dañoo bëgg théâtre. ah je sais que le théâtre n'est pas un parent pauvre théâtre bi defe naa dafay fay te ñun ñi nga xam ne ñu ngi ci théâtre kenn ku nekk da nga nekk sa liggéey bopp man mi ngi lay wax man maa ngi bokk nekk agent municipal. nekk direction des affaires financières de la ville de Pikine si compagnie théâtre bi Nouveau-Né nekk y a des comment dirais-je des étudiants ak des professeurs am na ko xam ne prof anglais la prof français ñu ngi fii tey ci création yi donc théâtre bi nii ça paye ñun de ñu ngi ciy gis suñu bopp waaw te en tout cas maa ngi wax xale yi ne théâtre ak cinéma bokkul théâtre ak film bokkul ñun théâtre c'est scénique mooy li ñuy def nii loolu mooy théâtre ñu bañ a jël seen xel yëpp dugal ko ci affaire du cinéma affaire du téléfilm ñu def théâtre ñuy jàng dem école des beaux-arts jàngaat ñi nekk ci informel bi ñu commencé def ay stage de formation en tout cas buñ ci nekkee dinañ ci fayeeku kooku moom. papa ñoo ngi lay ziar di la bàyyi rek nga dem ndax festival bi jeexagul kontaan nañ jërëjëf merci beaucoup. merci je vous en prie ba déwén incha allah. mbokk yi jërë ngeen jëf comme ni ngeen ko waxee woon rek ñu ngi ci première édition festival bi nga xam ne moom moo fii Parcelles Assainies ñu jàkkaarloo koo xam ne des duut ñu ko présenté Sénégal ak li ko wër partenaire la mun sax laay wax Sam Mballo di secrétaire général Thiada ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen fay bu baax. ñu bàyyi la nga nuyoo ak mbokk yi nga xam ne ñoo ñu saraan fépp ci àdduna bi. waaw maa ngi nuyu seen voilà internautes yi tamit ñi suivre chaîne bi Baol TV donc di leen wax aussi liggéey bi rafet na parce que dañuy soxla ay chaînes nga xamante ni dañuy investir ci culture waaw.
ak Samba tey spectacle bi ñu gis leen ci ak ni nga xam ne noonu ngeen jàppalee xale yi ba ñu toll fii parce que dama naan ñi nga xam ne ñoom ñoo adhéré ci caada ñëpp tey bu ñu xewlee waa caada dañuy ñëw bàyyi li ñu jàppoon lépp ñu bàyyi ko ñëw taxawu leen taxawi bu rafet bi ak it organisation bu rafet bi naka ngeen gisee bis bi. waaw déjà bis bi di jaajëfal ñi nga xamante ñoo organiser festival bi waa ACPA parce que si ACPA moom vraiment am na ñi nga xamante ni ay membre caada yi yàgg lañ lu mën directeur festival bi ba Mon Sucré donc di leen jaajëfal pour initiative bi ñu def ndax seen initiative la ñoom ACPA teg festival fii Parcelles mu nekk première édition di leen wax ni liggéey bi rafet na parce que yombul parce que xam nañ ni accompagnement bi si war si dëkk bi gars yi duñ ko def mais ñoom ñu ñeme def ko parce que pour acteurs yi mën a am fi ñuy jouer loolu la ñu soxla donc moo tax tamit mënuñu def leneen lu dul ñëw teewal ñëpp képp ku bokk kuréel caada ñëwul teewal leen ñëwul jàppale na en tant que ay xarit mais aussi en tant que ay kuréel yi nga xam ne dañuy collaborer bon ACPA yàgg nañ di ñëw si ay activités caada donc c'est normal waa caada mobiliser wu pour ñëw si activité ACPA. ACPA nga xam ne tey def nañ benn jéego bu am solo parce que première édition mu mel nii tey ban conseil nga leen di jox ndax ku ne première bëgg nga ne 2 bëgg nga ne 3 bëgg nga ne 4 bëgg nga ne 5 tey ci lan lañ war a jàpp ba bu ëllëgee bu ñu wootee ñu am lu raw lii. man je pense que déjà ñoom ñuy si yoon parce que ku def première édition mën na réunir presque 1000 personnes si terrain ACAPES bii nii loolu yombul donc déjà ñoom ñuy si yoon li ñuy ñaan rek mooy peut-être que suñu paree festival bi ren rek si ëllëg si dañoo war a tàmbali préparer deuxième édition bi su boobaa dinañ gën a renforcer dispositif bi fexe ba peut-être spectacle bi mu bañ a am si benn koñ kese mu am si koñ yi nekk si parcelles yi yëpp comme ça mën nañ inviter troupe yi ëpp sax parce que li ñuy def aussi pour askan wi la donc askan wi daf si war a gis seen bopp donc peut-être que ñi gën a jege côté bi ñooy ñëw si spectacle bi mais deuxième édition incha allah bëgg nañ tamit ñoom ñu mën a organiser spectacle si parcelle bi yëpp comme ça dinañ xam ni vraiment ACPA tamit association bu amal njëriñ waa parcelle la mais aussi bu amal njëriñ théâtre kat yi nekk Sénégal yëpp la. ci tey ñu ñëw ci beneen côté ci côté téléfilm bi parce que tey boo xoolee Sénégal bari na ay téléfilm te yéen ñi nga xam ne ay jëwriñ ngeen ci mbir mi ay njiit ngeen ay référence ngeen di ngeen ci am benn gis-gis boo xam ne di ngeen ko gis comme tey téléfilm yi ni ñu bëree yenn yi di sensibiliser yenn yi day yeete yenn yi day yàqee. man je pense que xam nga ba léegi suñ ko tënk si kàddu si wàllum art rek du am problème parce que lépp loo gis su fekkee artiste moo koy def moom dafa am intention li ñuy wax intention dafa am lu mu bëgg a wone te li mu bëgg a wone yow munoo nettali gént boobu noonu si place am donc man jàpp ma ni am na liy yàq dama jàpp ni si art bi dafa am ñi nga xamante ni defin bi dafa wuute. comme dafa wuute ñun dañoo war a yar sunu public bi pour que ñu xam ne li ñuy seetaan du dëggantaan comme ça du yàq kenn soo gisee muy yàq rek mooy sunu public bi xamuñu li ñuy seetaan lan la moo tax côté boobu noonu man lu mu bëree bëri lu mu gën a bëri sa baax na ndax day permettre ñi nga xamante ne peut-être que dañoo bëggoon def leneen amuñu opportunité boobu ñu gis ni audiovisuel bi day joxe dara ñu mën a investir parce que tamit kuy dem witi mango nga ne ko non mango am na si kër gi waru dem ci biti non da nga koy bàyyi mu am liberté def boobu noonu man dama bëgg sax téléfilm yi gën a bëri si Sénégal parce que su fekkee koñ bu nekk gars yi mën nañ def téléfilm di waxtaanee li xew si koñ bi li waxtaanee parce que ajuma imam bi day xutuba li xew si koñ bi donc suñu mën a am koñ bu nekk sax benn téléfilm loolu dina baax day tax tamit nit ñi mën a gis créativité Sénégal mais moo gën tamit xuloo yu bëri am si télé yi chaque jour man téléfilm bi moo ma gën a xuloo yooru gars yi di saagante di kii si politique bi et cetera donc voilà moo gën foofu donc côté boobu noonu man gisuma si benn aspect négatif li ñu si war a dut baaram mooy Sénégal dafa teg 2 milliards bi nga xamante ne dañu war a financer ay cinéma ak audiovisuel 2 milliards yooyu mais dañ koy jox ñi nga xamante ni ñoom parce que dañu am nationalité ci biti wala ay et cetera ñooñu la ñuy jox xaalis boobu li ñu war a wax mooy xaalis 2 milliards bi ñuy teg lan moo si wàllu téléfilm yi am Sénégal loolu la ñu war a teg ñu war a financer ñiy def production Sénégal parce que ñun téléfilm yi waa Sénégal ñoo koy seetaan parce que ñu ngi koy def si wolof kon waruñu financer ay yeneen film nga xamante ni ci bitim réew lañ koy seetaan alors que am na ay film yi ñuy def fii nii te kenn du leen financer loolu la ñu war a wax jamono jii nii. est-ce que yéen a ngi ciy dox ay jéego tamit ngir ñi ci war a taxaw ci ba ngeen jot ci. waaw xam nga fii dox jéego dafa metti ndax acteurs yi dañuy fexe ba ñu mën a dajaloo pour mën a wax mbir boobu noonu mais chaque jour da ngay gis ni ñiy jiite mbir bi ñoo du doxal dara mooy su ma waxee ñiy jiite mbir bi ñi nga xam ne ministère moo leen teg li di direction des arts nga xam ne ñoom ñoo war a liggéey ci théâtre bi
te ñoom vraiment defuñu benn jéego pour liggéey ci théâtre ndax théâtre kat yi am Sénégal yëpp suñuy xewle da nga gis ñaar ñetti nit la ñuy buubu xaalis jox leen ñeneen ñi kenn du leen jàppale te loolu moo dul yoon waaw ci cinéma bi tamit dañoo war a sensibiliser waa direction cinéma ak FOPICA pour que ñoom ñu gën a jàppale ñi nga xamante ñooy def audiovisuel yi donc côté boobu noonu je pense que ñu ngi koy def te dinañ ci gën a yokk parce que aussi métti na parce que ñi nekk ci administration bi saa yoo waxee rek dañuy jàpp ni dañ leen sànni xeer moo tax dañ leen kàtt dañ koy teg gauche mais dëgg moom dañ koy wax mooy direction des arts defaluñu théâtre kat dara saa ñu soxla pour journée mondiale théâtre dañuy dajaloo ñëpp génne xaalis bu bëri alors que xaalis boobu mënoon financer ay création te duñ ko def. ayca merci beaucoup kontaan nañu bu baax a baax xam naa ne émission bi dinaa ko sàkkuwaat ngir mu gën a yaatu sama diggante man ak yow parce que am na ay portes yoo xam ne ubbi nañ ko te bëggoon naa ñu dugg fa yee ci askan wi bëggoon naa ñu dugg fa leeral ci li nga xam ne moom mooy acteurs yi parce que lu toll na secrétaire général nga jiite ay nit war ngay leeral comme ni mu demee nii waaye incha allah rabi Baol TV dana def ay jéego ñëw ba ci yow ngir ñu gën a yaatal ngir ñu gën a leeral temps mu amut merci beaucoup. acca yàlla. waaw comme niñ ko waxee woon rek boobu ba tey festival la ñu wax festival bi Parcelles Assainies waa ak pa amal ko macha allah artiste bu ne nag mu ngi fi waa gis nga li façon bu ne am na fi façon bu ne déet baal ñu rek bu di ba waa tu n'es pas sérieux non man dama gàtt bu ma xasaale waaw mu ngi noonu festivalu ak pa sa digganteeg waa ak pa waaw loolu dafa yàgg de dafa yàgg trop ku ñu naan bonbon sucré Mohamed Mbedi dañu seq ay relations yu rafet donc moom moo ma indi fii présenté ma ñoom Adam ñoom Ox ñoom Moussa Diallo ak yeneen gars yi fa nekk yëpp donc ñu fi doon ñëw ci seen répétition ba sunu borom dogal affinité bi dem ba romb sax mbiru collecte mu dem ba yaatu daal moo waral tey bu ñu xewlee bés bu mel nii faaw ñu def déplacement def dérangement comme on le dit souvent ñëw ci bés bi nii. première édition wu ak pa nan nga gisee première édition bi. sant yàlla alhamdulilah réussite totale laa ci gis parce que bu ñu demee ba réussir dajale mbooloo mu toll nii jëlee leen un peu partout ci biir réew mi ñiy jógee Mbàkke ñiy jógee fu nekk ci biir réew mi ñëw ñu loger leen fii pendant 3 jours je pense réussite weesuwul loolu. spectacle de qualité moo fi am depuis sànq ba léegi artiste boo namoon tey gis nga ko fi loolu weesuwul réussite wax dëgg yàlla. waaw kon bàyyi la rek bañ la téye rek bu la comme da ngaa yàkkamti non bul daw yooyu tamit léegi sa digganteeg parce que dañ ne ma naa la ko laaj sa digganteeg humoriste 2022. ñamaxit. waaw. dama koy sànni xeer tout le temps mais damay sérieux un peu ci témoignage bi moom daf maa marqué bokk na ci ñi ma mujjee xam ci monde humour moom laa ci mujjee xam. mais ni mu relever défi de l'excellence ba aj humour fi mu toll ni mu réussir ba construire moom boppam ba am fu mu toll loolu mérite la boo xamante ni moo tax bi ñu ne dañuy def NACO Awards di sargal humoriste yeeg comédien yeeg acteurs yeeg yeneen affaires yi ñu def ma jury humoriste dama teel a yëkkati sama loxo ne man ñamaxit laa votel ñamaxit laa choisir heureusement jury bi à l'unanimité ñëpp a d'accord ci ñamaxit pour mu nekk meilleur humoriste de l'année parce que lu mu mérité la donc. yombul ci Sénégal ñuy gis humoriste di jël raaye bu toll noonu. dëgg la yombul ci Sénégal doo ko fi sax gis je pense mi ngi soog a am tey ñu sargal humoriste ñu jox ko raaye bu mag ba jox ko meilleur humoriste de l'année et du fi yem ñamaxit fi mu jëm. defe naa ni dina romb ñu bëri ci monde humour. kon képp kuy def humour na dëggal boppam. kese def ni moom moo gën a tey gën a li muy rëpp yëpp dafa tey dafa mën déglu dafa modeste te loo ko jox dalay woo téléphone naan la lii laa koy defee ak lii loo ci xalaat donc kuy partager noonu day sori na ñëpp def ni moom. kon na ñëpp def ni moom wasalaam. waaw comme niñ ko waxee woon rek festival bi boobu ba tey macha allah gan yi di gën a bëri. guddi gi di gën a dem muy gën a neex Ardo noo def. sant yàlla bu baax a baax a baax. ba première édition festival ak pa sa digganteeg waa ak pa. waaw sama digganteeg waa ak pa mooy sama digganteeg artiste comédien yëpp waaw parce que xam nga ñun art la ñuy dund culture bi la ñu bëgg moom la ñu moom donc ak pa bu xewlee li ñu war a def mooy def suñu déplacement def dérangement def encaissement ñëw toog ndax ñoo ko waral dañ ko séq. ay artistes lañu xewle nañu première édition bi nag mooy li ma wax sànq rek dafa mel ni 10e édition
parce que boo ko xoolee da ngay xam ne lii lu ñu togg la lu ñu waaj la lu ñu defar ba mu baax la ñu doog koo génne jox ko askan wi te biñ ko toggee bi ñu ko yekkalee kontaan nañu ndax première édition man li ma ci njëkk a jàpp mooy carnavalu démb bi boo xoolee sécurité bi mu am ngay def carnaval police jiitu la sapeur pompier topp ci yow yeneen yi ci war a am yëpp topp ci loolu ci première édition xam nga ni togg nga ko mais tamit ñoom xëy na li ñu représenté ci koñ bi représenté ko ci gox bi moom moo leen may loolu seen i autorité jàppale leen ñëpp jàppale leen kon donc première édition bi macha allah alhamdulilah ala dawme na lekk yi manqué wul tëraay bi baax na lépp macha allah artistes comédiens yi wuy si nañu te bu dul dara retrouvaille bi rek dafa neex ñu daje ñi gëj a gis a gisante ñi xamante wul woon ñu xamante yokkante xam-xam bi lépp ci biir festival bi loolu macha allah dafa neex. waa bëñ bi ndax bu di nga. waa bëñ bi nag dañagul donte sax am na lu ni tëll ba gaa yi yaakaaroon bëñ bee dañ mais heureusement ndeke pont bi moo dajjee ko topp bëñ bi ndax xam nga bëñ boo xamante ni ñi ci doon jàpp ndar ba jam ñaajo ñi ngi xëcc takk ay caterpillar takk ci ay biis takk ci ay njaganjaay takk ci ay remorque takk ci ay car rapide nit ñi di tegaloo di jàpp di xëcc bëñ mënta dañ ndar ba Dakar boobu bëñ dindi ko yombul. léegi bëñ bi kañ lay dañ. bon bëñ bi nag maa ngi xool xam naa daal entre diggante feeg 2025 wala 2026 peut-être bëñ bi dañ mais daal ci diggante bi yëpp dañuy xëcc. waaw dañuy xëcc rek. kon gox gi TV na xëcc. non gox gi TV moom xam naa ne bu ñëwee bu ci jàppee gëm naa ne bu xëccee ak waa goxam ñu ñëw indi TV taxaw teewe mbir mi dana mën a dañ. kon dina dañ incha allah ba beneen. waaw comme niñ ko waxee woon sànq festival macha allah bu ACPA démb ba tey ñu nekk ci festival bi première édition festival ACPA muy doog a am Parcelles Assainies ñu bëgg yee culture buñ ne festival ne fecc danse buñ ne festival ne théâtre ak yeneen tey nag macha allah ñu am fi ay kilifa yoo xamante ne kenn du leen présenté muy monsieur le maire bu Dakar buñ ne monsieur le maire bu Dakar nag xel day dem ci Barthélémy Dias buñ ne monsieur le maire bu Parcelles xel yi dem si Jamil Sané ñu toog ak nag koo xamante ne wax dëgg yàlla monsieur le maire Pape Diakhaté maa ngi lay ziar. maa ngi lay fay Awo di la remercier di nuyu organisateurs yi organisé waa FETPA ñu organisé soirée bu am solo bi di leen encourager aussi di leen gërëm. tey première édition monsieur le maire muy doog a am Parcelles ban yëg-yëg nga ci am. waaw kontaan rek comme ni ñu ko waxtaanee léegi fële ndax je crois que Parcelles Assainies soxla na li Parcelles Assainies terreau la bu fertile ci art bi te ñi nga xam ni tey ñoo sekk tey événement bi muy ñu mel ne ñoom Ox ñoom Serigne ñu yàgg ci art bi lañu. comme ni ma ko waxee léegi ku mel ne Dembi Fall formé leen xam nga Dembi ku mu formé macha allah yàlla na ko yàlla yërëm foofu mu nekk ay référence ngay doon te ñoom tey ay référence lañu moo war a réussite bu am solo bi nga xam ne tey jii ni manifestation bi am na ko aar bi nag dafa am solo ndax comme ni ma ko waxee woon sànq dañu fal Dakar jox ñu ville bi ci programme te programme boobu dafa am pàcc bu am solo boo xam ni culture daf ko ci am. te loolu ñun bëgg nañu fexe ba 5 ans yi buy mat ñuy def bilan ñu wan benn bilan culture bu am solo wane ne booster nañu culture réveillé nañ ko théâtre gis nañ seen bopp ci suñu bilan musiciens yi gis nañ ci seen bopp peintres yi gis nañ ci seen bopp écrivains yi gis nañ ci seen bopp ndax ñooñu ñëpp ñu ngi liggéey ak ñoom quoi en tout cas daal lu ñuy rafetlu la te xamal leen ne dinañ leen encore accompagner aussi ndax ba ci événement bii sax budget bi sax ville acté na ko. dañ cee jotagul mais dinañ ko jot bu soobee yàlla ak yonent ba te désormais chaque année en collaboration avec la commune des Parcelles Assainies ñun événement bi ñun ñoo koy organiser bu soobee yàlla. Parcelles amul foo xamante ne dinañ fa répéter dinañ fa def ay manifestations yu mel nii ndax loolu bàyyi ngeen ci xel. effectivement loolu je crois que c'est un problème déjà réglé et je parle sous le contrôle de monsieur le maire Boubacar Cissé. terrain bi amoon centre socioculturel bi nga xam ne moom la ñu démoliroon terrain boobu ville de Dakar moo ko moom reprendre na terrain bi
budget bi nga xam ne moo war a construire complexe socio-culturel bi nga xam ne moom lañ fiy def xam ni art ñi képp kuy yëngu ci art fii ci Parcelles Assainies complexe boobu di nga mën a ñëw di fa def say activité budget bi disponible na et je crois que d'ici maximum 2 ans complexe boobu dina fonctionnel de ce fait que monde art et de la culture bi nekk Parcelles Assainies dootuñu jéggaani wala ñuy luy ay espace wala ñuy dem ci ay terrain vague sax bu leen gënalul di fa def seen i événement. il est temps culture parcelle jëm ca kanam lan ngeen di wax jeunesse bi nga xam ne dañu bëgg culture bëgg théâtre nekk Parcelles Assainies nekk ay artistes. dañ leen di encourager ndax xëy na peut-être Parcelles bari nay acteurs bari nay artistes bari nay acteurs de la culture mais xëy na peut-être amuñu woon encadrement wala encouragement wala logistique wala ñu mettre leen disposition yoo xam ne doon na favoriser ñoom ñu mën a développer seen talent ma leen di woo nag ne nañu ñëw ñoom ñëpp actuellement que muy ville de Dakar que muy la commune des Parcelles Assainies am na pàcc bu am solo te xam naa ni MC danañ si dellu si pàcc bu am solo boo xam ne jox nañ ko ci culture te ñu ngi leen di woo ñoom ñëpp dinañ leen accompagner ci seen i yëngu ak seen i activité ba fa ñu bëgg a dem incha allah dinañ fa àgg ak ñoom dinañ fa àgg ñoom it incha allah. lan ngay wax Gox gi TV Parcelles la nekk HLM Grand Médine macha allah lan nga ciy wax. waa rafetlu seen liggéey rek ndax maa ngi leen di suivre ci télé bi vraiment ñuy def ay programmes yu am solo. ay documentaire ak i reportage yu am solo kon ñu ngi leen ñaan rek aussi ngeen jëm ci kaw ci kanam gën a yaatal seen programme waa Parcelles Assainies aussi jàpp ci bu baax a baax véritablement ba fi ngeen bëgg a dem ngeen àgg fu ko weesu. Parcelles namoon na rajo namoon na télé te yëpp mu ngi fi mais jàppale bi mooy des tout le temps. waaw effectivement comme ni nga ko waxee rek Parcelles matière grise baa ngi fi xam-xam baa ngi fi. mais conditions yi moo permettre yenn kii réalisation yi ak yenn réussite yi mais je crois que loolu mu ngi ñëw ndànk-ndànk ndax bu ñu amee ku mel équipe municipale bu ñu am au niveau des parcelles am un maire de la ville mel ne Barthélémy Dias ak engagement am ak volonté détermination am ak bëgg-bëggam Sénégalais yëpp gis ko faloon ko ci loolu mu nekk ci dynamique boobu te je crois que ku gis dernier point de presse bi mu def bilan en 3 mois. bilan bi nga xam ni réalisé gum nañ ko nga xam ni ñii bëgg nañu dem te ñii dañuy dem te kenn du leen téye looloo tax ma xam ni mu leer ñu naa ñu ne culture bi bu soob yàlla dinañ ci def jéego yoo xam ni acteurs yi nekk Dakar yëpp en particulier ñi nekk Parcelles Assainies dinañ ci gis seen bopp. merci beaucoup monsieur le maire. man maa lay remercier bu baax merci beaucoup. jaajëf ñu ñëwaat ci koo xamante ne macha allah moom tamit ku ko gis rek xel dem ci fullaam ak faydaam ak bëgg Parcelles ak bëgg lu baax di wax lu baax monsieur le maire maa ngi lay ziar. soxna Awa ñu ngi lay fay ñu ngi lay delloo ziar je pense que fi nga tàmbalee noonu bëgg Parcelles kenn du la ci bàyyi ah. waaw ñun fu ñu bëggee Parcelles rek doon góor yow bëgg nga fa Parcelles doon jigéen parce que je pense que bokk nga ci jigéen ñi nga xam ne vraiment ñi xeexal Parcelles lañu ñu bëgg Parcelles lañu ñu def un peu partout xam nga nekk ci Parcelles vraiment li nga nekk ci rajo nekk ci télé toog fii ba heure bi ça montre que ni waaw fierté nga quoi pour jigéenu Parcelles. xam nga man lépp lu may def rek ci yéen laay xool li may wax yéenay samay force macha allah tey première édition festival ak Pa ngeen ñëw toog fi teew ba heure bii lan la. ouais bon je pense que c'est normal ah xam nga des fois gars yi dañuy jaawale le maire Jamil Sané le président Macky Sall le maire Barthélémy Diaz le maire Ousmane Sonko keneen ak keneen ak keneen ils sont des serviteurs du peuple mbindaanu askan bi lañ. askan bi ñooy noobul ah ñii nii ñooy noobuli de ñun duñu noobuli ah ñii ñooy noobuli donc pour comprendre loolu buñ la soxlaa ak heure buñ la soxlaa da nga leen war a servir parce que loolu nga sàkku loolu mooy sa mission yow yaa ko sàkku c'est ça mais nag des fois les gens n'ont pas compris vraiment l'aspect politique da nga war a jege sa askan nekk seen mindaan ñu lay diri di la sonal di la dëgg di def n'importe quoi nga jël ko gérer ko donc je pense que li ñuy wax daal lenn la rek. tey culture moo ñu boole culture moo ñu fi indi ñu am gan gu mag gan la parce que il représente il incarne vraiment une institution bu am doole muy mairie Dakar du gan parce que doomu Parcelles Assainies la muy Pape Diakhaté donc je pense que ni ma ko waxee woon rek laa koy waxee waat tant que je pense que tey culture Parcelles Assainies am na avantage bu rëy am na avantage boo xamante ne mën na ko saisir cette fois-ci mooy lan au niveau
des Parcelles Assainies l'adjoint chargé de la culture il s'appelle Boubacar MC ñëpp xam nañ ko. Au niveau de la ville de Dakar l'adjoint chargé de la culture c'est Pape Diakhaté doomu Parcelles Assainies donc je pense que tey parcelle am na loo xamante ne mën na cee bénéficier wu. Au-delà de tout cela ki nga xam ne moo yor les dernières orientations au niveau de la ville de Dakar muy Barthélémy Diaz campagne yi bu mu jotee li mu dugg parcelle dugg ko ci benn commune. donc dafa am loo xam dañ ko doon wax parcelle grenier électoral ku gagne parcelle gagne Dakar mais parcelle mos see bénéficier wu mais man gëm naa ni ak Barthélémy Diaz on va en bénéficier gëm naa ni avec le maire qui est là muy Ababacar Jamil Sané c'est quelqu'un boo xamante ne il n'est pas un politicien c'est quelqu'un boo xamante ne bon. yàlla moo namoon ci moom ne ko da ngay nekk maire parcelle mais man gëm naa ni bu ñu arrêté temps bi 2 ans ci ginnaaw ne ko da ngay nekk maire parcelle du ko gëm moom personnellement parce qu'il n'était pas dans cette dynamique maanaam il n'est pas politique nekkul woon ci loolu ak loolu mais il a accepté il a su adapter aussi ah affaire yi nu mu ñëwee rek il s'est adapté parce que avant ñoo commencé campagne yi Jamil bi ñu xamoon ak Jamil bi ñu xam ci biir campagne yi au milieu des campagnes ak Jamil bi ñu xam bi ñu gagné ak Jamil bi ñu xam léegi ça veut dire que mi ngi amélioré wu mi ngi teg ay jéego mais aussi c'est normal parce que si vous êtes entouré des gens yoo xamante ne ñu mel ni Bart nga ànd ak moom campagne da ngay acquérir expérience nga am ay Bouba Diawara ci ginnaaw ay Pape Diakhaté ay Malick Kébé ak ñeneen waa PUR fii ñëpp coalition bi gis nga cocktail la boo xamante ne cocktail bu doy waar la man mi rek je pense que novice laa ci politique mais j'ai beaucoup appris dafa nit woo ma ne ma non yow da nga mel na nga yàgg ci politique mais ñi ma entouré la et puis coalition bi aussi nga ànd ak gars yi ànd ak Bart ànd ak ñoom grand Pape ànd ak grand Bouba ànd ak gars yooyu yëpp donc ñu acquérir ci ay expérience donc je pense que expérience yooyu tey moom la ñuy jël ànd ceeg le maire Jamil Sané ànd ceeg le maire Barthélémy Diaz pour changer Parcelles Assainies pour changer Dakar pour voir même changer Sénégal changer Afrique changer le reste du monde parce que je pense que tey coalition Yewwi Askan bi vision bi ñu am vision boobu la leader bi di transposer indi ko ci commune bi tey Jamil il n'est pas le maire de Yewwi Askan bi Bart n'est pas le maire de Dakar de Yewwi Askan bi c'est le maire de Dakar de tous les Dakarois Jamil est le maire de Parcelles de tous les Parcellois mais dafa am benn entité bu ko fal muy lan Yewwi te entité boobu noonu vision bi muy doxee dafa maire bi dafa am lu muy jëlaale mais heureusement vision bi mooy lan dañu bëgg benn Sénégal boo xamante ne Sénégal bu ñëpp bokk ndey ak baay Sénégal boo xamante ne ñun ñëpp ku nekk da ngay sentir sa bopp ci réew mi Parcelles Assainies boo xamante ne ku nekk da ngay xam ne mairie bi sa mairie la mairie bi amul Samba amul Demba amul opposition amul pouvoir élection yi bi mu jeexee jour boobu lañ ci pare xeex amatul xuloo amatul 2027 la élection di amaat 2027 bu jotaatee ku nekk sampat sa ndënd dem wuti tu as le droit mais instant bi nous ne sommes plus dans un temps de tiraillement xëccoo xuloo non c'est fini campagne nag bu jotee am nga droit xëccoo xuloo teg sa programme défendre sa vision ne non kii bi mu yor baaxul sama bos a baax c'est normal tu vois mais nag bu kenn gagné ñëpp dañuy topp ci ginnaawam ànd jàppale ko parce que fii tey ku jàppale le maire Jamil Sané jàppale woo ko Parcelles Assainies nga ko jàppale donc maa ngi woo ñi nga xam ne tey ñoo nekkoon ak ñun ñu doon xëccoo ak ñun tey Jamil jox ko yàlla jox Jamil ndam te Jamil gënu leen ci njàng gënu leen ci juddu gënu leen ci politique je pense que tey li ay ñoom gay gars yi lu ñu sonn ci politique parcelle Jamil sonn ko ci ay social parce que ñoom depuis ay année ci ginnaaw ñu ngi ciy liggéey di ci def lu ne temps yàlla ñëw jox ko Jamil te Jamil ndeysaan yàlla jox na ko mu ne je tends la main à tout le monde donc na ñëpp ñëw parce que c'est des gens yoo xam dañoo am compétence c'est des gens yoo xam parcelle da leen soxla muy Go muy Guèye muy Moustapha Kane muy keneen ak keneen parcelle da leen soxla nañu ñëw ànd ak Jamil indi seen yi ngeen xamoon li ñu bindoon ci seen programme muy ay programme yu am doole pour doxal parcelle nañu jël avantage yooyu jël partenaires yooyu noonu jël doole boobu yëpp ñëw jël ko ñu concentré ko derrière le maire Ababacar Jamil Sané ñu defar Parcelles Assainies mu nekk une commune de référence donc culture bi moom lu tax waxuma ci lu bari sax parce que je pense que Pape wax na lépp parce que Bart keroog dama ko wax maire ma ne ko Bart gën naa ko jàpp parce que lu mu la wax dëgg la te lu mu la wax da koy def campagne yi dañ doon ànd mën nañu en tout cas su ma faloo bëgg naa leen defal centre complexe culturel bu am doole de dernière génération bëgg naa leen dimbali aussi ci hôpital de niveau 1 wala niveau 2 ñu toog semaine passée mu envoyé une délégation bi ñëw di xool fan la ñu war a def hôpitalu Parcelles Assainies ba pare fan la ñu war a def centre socio-culturel bi donc je pense que loolu dal na xel li may wax rek mooy waa Parcelles ñoo mën a jàpp ci liggéey bi pour mu jëm ca kanam waa Dakar ñoo mën a jàppale Barthélémy Diaz pour mu mën a dem ca kanam li gën a jafe li gën a jafe ci politicien moom la ñu am le maire qui est là ku jullite la ku jub la Bart c'est un chrétien mais ku am ngëm-ngëm la te ku dëggal aussi donc je pense que loolu ay avantages c'est des acquis yoo xamante ne ñun waa Dakar ñun waa Parcelles Assainies et les 19 communes yi des nañu dem vers la mairie de Dakar ñu jëli lu ñu moom parce que parcelle yàgg na fi
gars yi joxuñu ko lu ko moom te Bart dafa fas yéene jël li mu moom jox waa Parcelles Assainies parce que gis lu mu def barki démb jël presque 1 milliard def ko ay Jakarta ay moto ay bon Auchan def lu ne di ko jox askan bi nga xam ne c'est un gars qui a un gros cœur c'est un gars qui est généreux donc je pense que nañ ko exploiter nañu xam ne tey mairie Dakar suñu nit moo fa ne mairie Parcelles Assainies aussi suñu nit moo fa ne équipe yooyu tamit nekk tey mairie Dakar équipe yi nekk mairie Parcelles suñu nit ñoo fa ne donc li ñuy wax daal yàlla nañu yàlla may fan wu gudd ak wér-gu-yaram li ñu sumb nii yàlla ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin en tout cas culture Parcelles Assainies moom man maa leen ko promettre sous contrôle du maire Pape Diakhaté donc je pense que culture parcelle moom fan wu gudd la ñuy ñaan ak wér-gu-yaram mais culture moom day am ndam te dina changer incha allah bu neexee yàlla festival bii ñu ñëw nii daf ñoo bett mais déwén incha allah bu ñu ko fekkee di ngeen gis beneen festival parce que le maire sur son programme dafa ne il compte faire un festival des arts et de la culture au niveau de la commune des Parcelles Assainies festival boobu lundi lay commencé jeex dimanche donc ñi nekk dans le domaine théâtre dinañ ci gis seen bopp bu baax parce que dañuy am toute une journée de 10 heures ci suba à 5 heures du matin ñi nekk dans la culture urbaine dinañ ci gis seen bopp ñëpp ñu képp ku nekk ci culture di nga ci gis seen bopp te léegi maa ngi dégg Pape di ko wax te Pape bu waxee Barthélémy Dias moo wax le maire Pape Diakhaté mu ne vraiment festival boobu Bart yi tient beaucoup te ñoom dinañ ñëw appuyer mairie Parcelles ci moyen ci logistique ak lu mu munti doon pour ñu festival boobu ñu koy teg chaque année parce que Bart nañ dafa bëgg Dakar culture bi dund man maa ngi dégg muy wax cirque bi may nekk xale laa ko doon dégg parce que Dakar amoon ay cirque culture bi dundaat donc je pense que foofu lañ jëm te dinañ ci am ndam incha allah donc ñu ngi remercier ñëpp di kontaan ci ñëpp di remercier waat waa de riiru tribunal di remercier waat waa ACPA vraiment lii c'est pas facile lii vraiment c'est pas facile ñu ngi leen di remercier bu baax a baax te ñu xam ne mairie baa ngi seen ginnaaw te dinañ ànd incha allah liggéey pour Parcelles Dakar Sénégal jëm ca kanam jërëjëf. macha allah monsieur le maire Boubacar MC dégg ngeen lu mu wax Parcelles dafa war a émerger Parcelles dafa war a jóge fi mu nekkoon niveau 1 dem niveau 100 sax la ñuy wax parce que loolu lañ soxla te foofu la ñu toll. culture bi dañ koy gën a yëkkati macha allah ndax Parcelles loolu la soxla mais Boubacar MC Gox gi TV la ñu wax Parcelles la nekk HLM Grand Médine bërki dem ba tey ñu ngi fii ci festival bi nan ngay tuddee loolu. bon Gox bi TV je pense que dama leen di remercier parce que fekk na ma fii ci dernière meeting Yewwi Askan bi ñu def fii. ñoom jël nañ ma interview ànd ak seen directeur bi j'ai oublié son nom là ñu ñëw jël ma si la ñu ma Samba waaw ñu ne ma télé baa ngi ci ginnaaw fii mi ngi Parcelles donc lenn rek laay waxaat dañuy soog a toog te booy ñëw da ngay def état des lieux mais xam leen ni Parcelles sera une commune de référence ce sera aussi une commune digitale parce que foofu la àdduna bi toll Parcelles sera une commune digitale incha allah bu neexee yàlla loolu laa wax. te dinañ ko waxaat Gox bi TV ci kaw ca kanam parce que lu am Parcelles waa Parcelles la ko bokk te li ñu gëm mooy li nga xam ne doomu Parcelles moo ko teg Parcelles yëpp dañuy ñëw teg ci seen loxo pour que mu dem en tout cas man maa jël samay engagement personnel dina ànd ak le maire Jamil Sané avec toute l'équipe municipale ñu dem seeti waa Gox bi TV remercier leen waa Atlantique FM aussi xamal leen ni maire dina ñëw parce que ouverture bi man maa ñëwoon maire n'était pas venu parce que c'était trop compliqué am na ci mu nekkoon mais maire a ngi ñëw ñu ànd ak délégation seeti leen ñoom ñëpp parce que li ngeen def nii c'était le rôle vraiment bi nga xam ne mairie bi moo ci waroon jiitu yéen ngeen def ko en tant que entrepreneur en tant que doomu Parcelles donc ñu ngi remercier Gox bi TV di remercier vraiment toutes ces structures yi nga xam ne ñu ngi fii ay doomu Parcelles teg ko ay entrepreneur dina ñëw accompagner leen dina ñëw xool lépp luy subvention yi nga xam ne day jóge ci état di jaar mairie Dakar di ñëw Parcelles danañ ko dem xool nan lañ koy mën a récupérer pour ñoom ñu bénéficier wu parce que c'est pas pour nous pour ñoom la donc dinañ ci liggéey dinañ ci dem dinañ ko xool fu ñu ko mën a amee ñu indi ko s'il s'agit des partenariats dinañ ko wuti fu ñu leen mën a accompagner daal vraiment pour seen lii mën a màgg dinañ ko def parce que dañuy créer emploi parce que tey boo ñëwee Gox bi TV am na caméraman am na ku nekk fële am na présentatrice am na lii am na la. te loo ci xamul ay doomu Parcelles rek. ah mais ça c'est bien de foofu la ñuy waxee nii ça c'est bien loolu daal fierté la en tout cas Gox bi TV ca kaw ca kanam et puis bu ñu ragal dara ah nañu gëm ni Gox bi TV bi day dem ba màgg et puis dina dem ba nekk TV bu mag ñu koy seetaan un peu partout ak yeneen infrastructure ak yeneen yi nga xam ne vraiment c'est des structures yi nga xam ne ils sont dans la couverture médiatique vraiment ñu ngi leen di xamal ni incha allah mairie bi daal mu ngi seen ginnaaw muy mairie Parcelles muy mairie Dakar en tout cas Jamil ak Bart daal man ñeme naa leen loolu leen fa soxla da ngeen koy am. loolu moom ne vous inquiétez pas incha allah. mu ngi doon téléspectateur Gox gi TV lii lañ leen indiloon monsieur le maire Pape Diakhaté bu ville de Dakar monsieur le maire MC bu Parcelles mu ngi noonu merci beaucoup jaajëf à la prochaine. lan nga may laaj ba pare. xaw ma ko.
yow xawa te comme niñ ko li may wax ci suuf la comme niñ ko waxee rek depuis démb ba tey ñu ngi ci festivalu ACPA bu Parcelles Assainies macha allah ñu gis fi ku ne artistes yu mag yu ne ku nekk ñëw dem fi macha allah ñu toog ak nag koo xamante ne muy doomu Parcelles jiite ACPA Grand Tapha ci lo nekk. waaw asalaamaaleykum Parcelles asalaamaaleykum àdduna awa maa ngi lay nuyu di la siyaar di nuyu Sénégal gi yëpp di kontaan daal ci teew bi ngeen teew fi ci festival bi. démb ba tey ba festival bi ñu ngi koy amal Parcelles Assainies ban yëg-yëg ngeen ci am. waaw kontaan rek parce que loo xamante ni bëggoon nañ ko def depuis yàgg na ci comme ni ma ko waxee léegi sa gars yi maire yi la ñu ngi ko bëggoon def ci jamono bi fi Moussa Sy nekkee donc yàlla ci si ñoom la ko jaarale pour ñu def ko ñu gis suñu mbokk artistes yëpp teew gis mairie Dakar ak mairie Parcelles ñi yor culture bi teew fi vraiment loolu lu ñuy kontaan la. ma wax leen ni fi ma jaaroon di kaas foofu laa jaaraat ni leen merci te permettre ngeen ma pour ma wax leen merci parce que taxawaay bi ñu def ak ministère de la culture taxawaay bi ñu def ci booy yi gis nañ ko donc li ñu wax rek mooy ñu yokk jàppale bi ci artistes yeeg yooyu maire bi nag promettre na noonu incha allah déwén dañ ko yaatal mais comme première édition la ni mel ni kontaan nañ ci mais déwén bëgg nañ mu yaatu parce que boo defee première édition festival Kaolack ñëw nu mu tudd Ndar ñëw Richard Toll ñëw Dagana ñëw nekkul loo xamante ni lu ndaw la ça veut dire Sénégal gépp leen fi dajale. normalement ministre de la culture moo waroon def lancement bi fii mais bon sant nañ yàlla comme gis nañ ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñu commune ak commune de Dakar ñëw fi alhamdulilah. ministre de la culture moo waroon def lancement bi est-ce que yëgal ngeen. yëgal nañ ko ba mu joxe gars yi xaalis bi baax na mais il fallait muy nay teew ci yu mel nii c'est très important parce que yu mel nii soo si teewee di nga xam lan mooy jàmbatu artistes yi ak lan mooy seen problème yooyu nga jéem ko faj. première édition wu festival ACPA. lan ngay wax ndaw ñi nga xam ne dañ ci nekk Parcelles bëgg théâtre ñu dem jàngi métier bàyyi bëgg siiw dañ bàyyi bëgg siiw bi bëgg télé bi te jàngi métier dem ci saali ACPA presque mat nañ 70 personnes yoo xamante ne dañuy répéter chaque mercredi ak chaque vendredi donc ñi nekk ACPA man naa ci gën a ñàkk xam-xam man rek lañ ci xam ak Diallo ak Jean Michel Adam mi ngi fi xam nañ ko ak bonbon donc yeneen booy na ci ginnaaw ñoo ñëpp expérience parce que ñoom ñu ngi ci saali chaque jour nit ñi nañ bàyyi bëgg a siiw te dem jàngi métier théâtre affaire la boo xam dañuy dem ci saal jàng ko ci big ak feuille ci yeneen ak yeneen donc boo demul ci saali pour jàng ko mënoo ko am parce que mais Sénégal léegi ku jóg gis nga benn tonton dafa sol li nga xamante ne dañ ko may nga ni am na xaalis dem nga ni dama bëgg a siiw du noonu siiw yàlla moo koy def mais balaa ngay siiw da ngay am expérience donc ñun nag doon wax ba son dañoo dëgër bopp nan dem jàngi métier. léegi yéen yor ngeen ay centre boo xamante ne da ngeen fay répéter pour jàngal xale yi théâtre. waaw yor nañ salle boo xam ne mi ngi mel ni Parcelles xam nga boo demee école des arts da ngay fay da ngay jàng ba dugg fa mais yàlla may na ñoo xamante ni tey jaar am na xam nga tey mën nga bañ a jaar ci école nit jaar ci école jàngale li mu jël ci école ba ça veut dire que yaa ngi ci école ba donc loolu la ñu yàlla may parce que ñi ngay koo ki nga xamante ni bon nga xamante jaar def na Afrique bi yëpp ci théâtre ñëw nekk ci ñun yor expérience boo xamante ni théâtre kenn amu ko Sénégal donc chance boobu yàlla may nañu ko. donc ñun dañu yor école boo xam ne dañuy jàngalaate li nga xamante ne mooy art def la artiste comme démb ni mu ko doon waxee dan lay def nit ba pare def la artiste loolu moo xaw ACPA yaa ngi dégg donc nit ñi nañ ñëw jàng métier parce que métier la boo xamante ni tey boo ko mënee bu la yàlla dimbalee lépp loo ci bëgg am da nga koy am. l'expérience fait la différence loolu la ñuy wax kon xale yi nañ jàngi théâtre est-ce que yéen a ngi gëstu théâtre démb ak théâtre tey. théâtre la rek théâtre démb ak théâtre tey amul fenn. théâtre a ngi ne léegi mooy théâtre leen def ci scène bi amul dara lu ci changé. non léegi boo gisee ñu wax loolu théâtre yi nga xam ne dañ ciy saaga di ci wax moo yoo ay gros mots daal yoo xamante ne tegginuwul. ñooñu théâtre danoo réew. Grand Tapha loo wax. non danoo réew parce que réew mooy dina sa papa bu taxawee doo saaga nga dem foo xamante ne adduna bépp koy seetaan nga saaga te incorrect parce que mooy li ma la wax léegi démb dafa ne balaa ngay def nit ki artiste def ko nit ba pare boo ko defee nit ba pare nga doog a def ci moom aar. xam nga man du ma saaga te ñi fi saaga yëpp maa leen gën a siiw loolu la yàlla dogal mais du ma saaga parce que xam naa lan mooy théâtre c'est pour éduquer mais boo éduqué wul tey yaa ngi tàmmal xale bi nga xam bu la seetaanee yaakaar ni saaga mooy affaire bi mais éduqué too da ngay yàqaate. mais il est temps kon ngeen di sensibiliser xale yi di leen wax ne théâtre ak cinéma bokkul.
loolu wax nañ ko ba sonn. ngeen ciy def ay atelier di sens. atelier mënul weesu nga am sa salle ni salle bi fii la c'est gratuit du dëgg mais dafa am ñoo xam bu ñu xasee génn waxuma télé mais ci site internet sax rëy na noo dem ci salle sol blouson di répété loolay seen problème te dañ war di répété ñun dañuy répété ba léegi dañuy dem ci salle yi di xalanku di def ay affaire ba léegi. ba tey yéen a ngi jàng métier. man ba léegi damay dem salle damay répété ñu may jàngal di ma wax fii la ak fii nii fii mais am na ñoo xamante ne tey bu ma jaaree fii sama tur la ni gën a tudd ko ñoom te ñemewu ñoo def loolu parce que am nañ complexe dem ci salle pour répété ji te yow nga bëgg a nekk artiste c'est important. lan ngay wax waa Parcelles festival bi dem ba tey mu ngi ci waa Parcelles génn nañ lan ngay wax waa Parcelles. waaw du waa Parcelles kese damay wax Cambérène ak Parcelles parce que soo xoolee ak pa genn wàll gi Cambérène lañ dëkk genn wàll gi Parcelles day wax Parcelles ni kontaan nañu parce que ak pa indi na Sénégal biir Parcelles indi na Ndar indi nañ Richard Toll indi nañ Dagana indi nañu Kaolack indi nañu nu mu tudd Louga indi nañ ñëpp donc région Sénégal yi nga xamante ni ñëwuñu sax bëriwul donc tey ak pa di indi na Sénégal gépp biir Parcelles ci benn festival boo xamante ni ndey mooy suñu première édition donc déwén ñi ngi ñaan indi Guinée Bissau indi ñeneen ak ñeneen ak ñeneen donc comme ni ko maire bi promettre ni dañ ci def loxoom bu ci defee loxoom maire de la ville de Dakar sama xarit Barthélémy Dias def ci loxoom bu ko defee ñu yaatal ko. waaw mu ngi noonu ñëpp def ci seen loxo mu yaatu Gox gi TV la ñuy wax macha allah ànd ceeg tonton Tafa. dinañ ko wax de ñun man bokk. kan ak kan nag moo ci def loxoom. ministre de la Culture def na ci loxoom. mairie Cambérène def na ci loxoom mairie Parcelles def na ci loxoom du dëgg ak yeneen nit ñi nga xamante ne dañ ci def seen loxo gratuitement te kenn yaa ngi ma wax ni donc ñi def seen loxo yëpp ñu ngi leen jaajëfal bu ñu ci deful seen loxo itam dinaa wax ci plateau yi ñu defuñu seen loxo mais def nañ ci seen loxo jërëjëf bu déwénee nañ yoo ko def loxo bi bu ko defee rek mu gën a yaatu parce que lii Parcelles lañ ko defal parce que xam nga booy bi njëkkee yóbbu lettre Parcelles danoo bind ni maire bi ne amul lu mu leen jox. la ma ca wax naa ko mais affaire bi tendance bi changé na parce que maire bi am na lu mu def donc su defuloon dara tamit fii ma toog laay wax daf ci war a def dara par la force ak doole mbaam parce que du xaalisam xaalisu commune bi la te xaalisu commune bu ñu koy subvention ça veut dire culture ci la bokk donc bu culture bi yénoo Sénégal gépp indi leen fii maire bi da ci war a def loxoom alhamdulilah ba def na ci loxoom kon ñu ngi koy sant di ko gërëm suñu maire bees bi mais di gërëm le maire Moussa Sy parce que lii moom moo ko njëkkoon programmé pour mu am dëgg nag yàlla neex moo ko njëkkoon programmé pour mu am mais yàlla du ko fi jëlee rek ñu fàtte ni Moussa Sy moom Moussa Sy li mu def ci ACPA amul maire bu ko defagum Moussa Sy li mu defal ACPA amul benn maire bu ko def fii ci Sénégal boog ñun ci li ñu yëg ci maire yi nga xamante ni seen commune am na troupe bu toll ni ACPA ñun Moussa Sy daf ñu doon jàppale tabaski daf ñu doon jàppale ay affaires yoo xamante ni même tey ACPA su bëggee dem def tournage sax Moussa Sy moo doon jox gasoil donc lii fekk ko fi mais ci parrain yi la bokk donc moom ñu ngi koy jaajëfal di jaajëfal maire bi nga xamante ne moo ko remplacé te wax ni nag Jamil Sané la tudd Jamil Sané man li may wax maire yi mooy dine Jamil Sané mi ngi fi Moussa Sy jóge na fi nañu def nii ñu nekk ay xarit mu jox ko expérience pour affaire bi dox parce que comme li may wax léegi affaire bi politique la bu politique jeexee après ñun ñëpp benn affaire mooy objectif mooy dëkk bi ñu gérer mu baax mais ki nga xamante ne moo la expérience si li mu yor bu ruus nga dem laaj ko ni ko lan laa war a def moom tamit mu fàtte ni moom politicien la mu fàtte mu xam ne ci dëkk bi laa dëkk puis bu baaxee sama gox la baax na mu jox la li nga xamante ne mooy kale pour mu baax. dëgg la kàddu yu rafet na macha allah tonton Tafa ñoo ngi lay ziar looy wax Gox gi TV. Gox bi TV waxoon naa leen ba sonn yéen tamit da ngeen xaw a dëgër bopp trop waxoon naa leen ngeen ñëw ñu may leen 10 sketch yoo xam da ngeen koy dugal ci scène bi mais ci scène bi ay film indo ngeen di teg ak ay ninja rek. yéen da ngeen war a teg ay théâtre te. DG bi mi ngi lay dégg de. DG bi wax naa ba sonn dafa dëgër boobu. wax naa ñi tur bi wax naa kii wax naa site internet yi fi nekk yëpp képp ku ci njëkk pare ACPA dina la may 10 épisodes yoo xamante ni da nga koy dawal sa scène gratuitement yow li la laaj mooy artistes yi nga bu ñuy tourné ñu def bii rek laaj ñu la paas laaj ñu la dara kese. kon Gox gi TV pare na ko. non loolu xoola amul sax luñ ciy wax fii la jaar ak jaar. waaw kon ñun pare nañ. ku njëkk pare daal ACPA dina la may 15 épisodes yoo xam da nga koy dawal pour tabaski bi. ama yàlla dogal na Serigne Diouf fa la nekk te man tam fa laa nekk te xam nga ñun dañu bëgg aar. man Serigne Diouf moo tax ma nekk artiste donc kon pare nan. dégg nga nee nañ nga def ko 15 ci tabaski boo yaa ngi fi man maa ngi fi. xam nga li ma booy yaa ngi fi maa ngi fi ñëw leen ñu programmer jour bi am nan fu ñu ko war a defee ñu programmer artistes yi ñu tourné ko point sur la ligne. Gox gi TV ak riiru tribunal du yomb. nga indi leen ceeb ak ndox mu doy rek li ci des amul solo.
waaw mu ngi noonu festival macha allah ak paa bi dafa neex ba rombu peex gis nañ fi façon artiste bu ne ku ne jaax na fi waaw homme politique yi ñëpp jaax nañ fi ñu toog ak koo xamante ne kenn du ko présenté àdduna kenn du ko présenté Sénégal rawatina nag Parcelles Assainies bi nga xamante ne macha allah ñëpp a koy bégee peex noo def. maa ngi lay fay bu baax a baax di kontaan ci maanaam ci dalal bi nga ma dalal di bég lool. man dama ko bëgg ba fu mu toll nii su ma koy xool sax damay sëgg mu ngi noonu tey festivalu ak paa muy première édition lan nga yëg tey. contentement rek ndax nun amuñu lu dul aar bu nu gisee ñu koy dundal sunu xol day seet dugg yi nun lii la ñuy dundal xam nga mbër làmb jaa koy dundal tailleur toog ci machine am dagg ba pare di ñëw a koy dundal maçon bi teg birig dóor ci turel di raax looloo koy dundal nun lii la ñuy dundal. dégg naa ñu nit xam nga lii moo ñuy dundal daanaka macha allah ku nekk la lay bégal la lay dundal mu ngi noonu première édition la ñu wax festival sa diggante ak waa ak paa lan la. mu yàgg lool nag ndax xam nga tubaarkàlla nit day am kóllëre ndeysaan boo xoolee ku ci mel ne tonton Tafa ak Moussa Diallo ñi nga xam ne maanaam mën naa ne ñoom ñoo leen jiite ñoom ñëpp. ñooñu yàlla danoo boole man ak ñoom boo xoolee même bu dul théâtre sax du dara chaque jour ñooy bokk di nekk moo xam sama kër lay doon wala feneen lay doon ñooy bokk toog di naan attaaya ñooy bokk di yendu éléments yi ñu yorit ñëpp bañ na ba ñu ci bëree bëri papa sax lañ may wax muy góor ñi di jigéen ñi fu ñu ma fekk papa jox ma cër lool respecté ma lool nag aj ma ca kaw ba fu ñu ma séen dañuy daw ñëw. wax dëgg yàlla mooy waral ñoom maanaam seen yëf maanaam lu ma fekk may def dama koy bàyyi ñëw di leen teewal waaw. seen yëf sa yëf la wax nga ko macha allah sa digganteeg ñoom dafa rafet waaye dañuy wax ni feccum liir bu neexee nday jàpp ca mbagg ya macha allah loo leen di wax ñoom ci festival bi boo doon am loo leen di wax lan nga leen di wax. li ma leen di wax rek mooy gën a góorgóorlu gën a gëm seen bopp gën a fonk seen bopp. ndax gis nga aar mën nga cee yàgg lool sonn ca lool doo ca am dara day fekk gëmoo ko nit looy nekk da nga cee am gëm-gëm nga cee am. gis nga dama koy faral di wax damay faral di wax lu ci bëree bëri naan nun léeg-léeg da ngay xool da nga naan artiste comédien yi presque boo xoolee ñoo ëpp. ci ñuy def culture ci Sénégal artiste comédien boo demee ci arco yi da nga naan man xaw ma ne woon lii am na ci ay artiste comédien am na ñoo xam ni kenn mësu leen a gis ci télé et pourtant talent ba ne ca ñoom kenn xamul nu mu tol waa ak paag yi bokk ci am na élément yu ne ci ñoom ñoo xam ne maanaam seen yaram yépp aar la xëy na nag Sénégal boo génnul ci télé maanaam xamuñu la maanaam mën nañ laa bañ a jàppee artiste. mais ñoom la ma leen di gën a yokk mooy nanu gëm li ñuy def fonk li ñuy def ba pare di déglu ñi leen féete kaw ndax bari na ci artistes yoo xam ne dañuy ne ci groupe la ñuy ne ànd nekk ca ak ñoom di mbappatanoo ba xëy ñu jël la ci benn série nga nekk ca jékki-jékki ñu jëlaat la beneen série nga daal di siiw am tur nga daal di xeeb ña nga àndaloon. commencé di leen jaay maanaa bu ñu la nee répétition sax nga naan non aw ma temps dama war a def lii dama war a def laa te bari na ci man gis naa ko ci ñoo xam ne dañoo siiw rek maanaam beddi ñan fañ nekkoon. waaye du noonu fa nga nekkoon mu nga nekk fa dara bul xëy rek bàyyi ko. doxul mais bari na ñoo xam ne bii ne par exemple boo xoolee ba 6 mois la ñuy am. 6 mois la ñuy siiw ñëpp xam leen bu 6 mois yi jàllee kenn dootu leen dégg dootu nu def dara ndax maanaam jëf ja ñu def. mais loolu kon du liggéey. non du liggéey ñoom xamee wuñ ko noonu te aar daa am lu koy dëj. ñooñu lan nga leen di wax. ñooñu li ma leen di wax rek maanaam nu ko tubaab di waxee sax ñu descendre sur terre. gis nga fii
loo siiw 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 bisa ngay ñëw daan la laxas teg loo fi bari alal bisa ngay ñëw daan la laxas teg alal dëddu la dara saxul dara yàggul ci àdduna ak tur boo mënti am ak noo mënti toll wàccal sa bopp woyefal sa bopp te xam ne li nga doon doomu aadama yi lay seetaan di la bégee ñoo la ko def yow doo dara. li ñuy wax doo lay jën ndox doo lay artiste bi public bi koy seetaan doo lay animatrice bi ñi koy déglu ak di ko seetaan kon ñun toujours dañoo war a wàcc suñu bopp te xam ne lu dul yàlla rek la. mais loolu ay wax ja gis nga dafa am loo xam ne suñu borom a koy def ci doomu aadama gis nga tur biddiw bu fenk la nekkal ci théâtre def ca 150 ans doo siiw gis nga bu dee da ngay dugg ci théâtre naan damaa bëgg a siiw mën nga caa yàgg loolu doo siiw tur suñ boroom a koy def ci doomu aadama te ku ko àttanul it du ko def ci yow àpp lay doon mu def ko ca yow nga xam na nga koy yoree mu yàgg ci yow xamoo ni nga koy yoree ñu rocc ko ci yow. lan ngay wax ñi nga xamante ne dañuy def théâtre ak cinéma parce que dañ naan théâtre damay déglu ñu ne des fois théâtre ak cinéma bokkul dafa bari dafa am ñoo xam ne ay acteur lañu ci góor ñi am ñoo xam ne ay actrice lañu ci jigéen ñi am ñoo xam ne ay artiste comédien lañu ak ay artiste comédienne am na ay influenceur am na ay animateur xam nga li ma la wax yaa ngi dégg fi may waxee am na ñoo xam ne par exemple maanaam boo xoolee comme par exemple tey am na ñoo xam ne suñ boroomu leen may maanaam ñoom danoo spécial ci loo leen teg nu dem mais loolu xam nga ca ñan lay doon comme par exemple ci artiste comédien bi nekk ci atelier de formation yi di formé wu mën ngaa nekk artiste comédien te doo nekk acteur da ngay formé wu pour devenir acteur y a des techniques de base à maîtriser est-ce que dégg nga wax bi y a des techniques à maîtriser pour être un vrai acteur pour être artiste comédien y a des formations que tu dois faire. mais kon il est temps kon ñi xamul di boole cinéma ak théâtre dem ñu leen di former. mais bokkunu si dégg nga wax bi am na yoo xam ne am na par exemple casting sauvage la ñu tuddee casting sauvage te bari na par exemple tey scénariste bi wala réalisateur bi wala producteur bi scénariste bi defar na scénario am personnage bu mu ci soxla woote casting mais ci casting bi mu woote gisu ci personnage bi mu soxla jóge foofu di dem di ñibbi këram ci mbedd mi dajeeg ci yoon wi benn waay boo xam ne moom xam na ni kii lay wër loolooy casting sauvage intercepté ko waxtaan ak moom jël ko toog ak moom tegal ko projet am li mu bëgg ci moom kooko accepteel ko mu orienté ko waxtaan ak moom def nag ci moom formation ba pare nag est-ce que dégg nga wax bi bu dee li nga xam ne sur chaîne par exemple artiste acteurs yi nga gis ci télé yi acteurs yi nga xam ne dañoo siiw lool ne ci télé yi di toj télé yi koo ci teg sur chaîne la majeure partie duñu dem xamuñu ko. loolu ñun dañ koy gis mu jaaxal ñu bëri ngay toj télé yi ñu teg la ci kaw nga jaxasoo nga réer. waaw c'est parce que maîtriser wuñ ko chaîne da nga koy maîtriser chaîne dafa am ay mesures chaîne dafa am ay réalité te loolu da nga koy jàng te chaîne bala ngay yéeg chaîne un vrai artiste comédien day xam nan la ñuy improvisation dañ koy jàngale. dañ dem ci atelier de formation yi ñoom artiste comédien yi ñu jàngal leen improvisation public yi bokkunu am na public gu mag am na public gu ndaw am na public gu kilifa am na public gu xale yu tuuti public bu ci nekk dafa am ay réalité am mënoo dem répéter feccum sabar
nu dar laake sabar taas mbaq range nge fecc bay naaw nu invité la ci programme boo xam ne ay paa yu retraité lañu nga di ko fa def dan naan la door ca biti foofa dafa am lu fa war a dem boo jàngul improvisation nag mënoo ko. kon dañuy wax ne xale yi nañuy dem di jàngi ndax nee nañ mbége sax boo koy dawal fexeel dawal bi set da nga koy jàng ba mën. mais na dawal bi set mais boo xoolee par exemple xam nga dañoo xam ne ay imitateur lañ leen di woowee mooy ñiy imiter ñooñu ay imitateur lañu des fois mën nga leen a dugal ci théâtre sax ci série sax maanaam duñ ci sentir seen bopp duñ dem ndax xamuñu ko xam nga li ma la wax ay imitateur lañu tey bu ñu imité am Youssou Ndour nga ni gongo ñu imité am Hadj Mansour Mbaye nga ni toj na fi ñu imité keneen ak keneen ku ci mel na ku caa nga ni macha allah et pourtant boo leen dugalee ci théâtre li nga soxla ci ñoom mën ngaa faa def par exemple plus de 2 heures de temps doo am li nga soxla pour wane que ni maanaam art bi dafa bari ay maanaam dafa bari très bien maanaam dafa bari ay pàcc la bari per bu xaar ak côté bi mu mënee keneen ak côté boobu mënee mais nag lépp lu mu ca mënti doon rek maanaam am njàng nga koy tënk loo ca bëgg a avancer rek am ca dara da nga koy jàng comédie don la comédie kenn du ko jàng comédie kenn du ko jàng boo demee ci école yi ay art dramatique lañ lay wax ak ay yeneen comédie kenn du ko jàngale don la bu sunu borom di def ci yow waaye bu ko sunu borom defee ci yow ba pare pour don boobu noonu apporter la dara pour don boobee yàgg ci yow sax ci yow ba foo taxaw ñëpp ne gongo dafa am looy jàng complété ko ci. li ngay jàng complété ko ci lan la. bari na. wax ma ci benn. ah waaw des techniques de maîtrise il faut nga maîtriser chaîne xam lan mooy chaîne xanaa xamoo ne bari na artistes yoo xam ne gis nga artiste bu ñu lay invité comme exemple tey man ma am spectacle grand théâtre maanaam maanaam ñu jox ma rendez-vous 15 heures maanaam man 14 heures war na maa fekk grand théâtre man artiste comédien bi. mais Sénégal fonk ñu. non dama lay wax non man artiste bi laa wax bu bëggee li muy def avancé bu bëggee li muy def nekk ci bopp bi maanaam daa am heure bu ko fa war a fekk heure boobu xam nga lu tax mu ko fay fekk moom balaa kenn dugg war na doxantu ci chaîne bi lu mat 3 fois ba 4 fois ay aller retour pour xool chaîne bi ba pare mesurer chaîne bi chaîne dafa am ay mesure dafa war a am nooy comporté woo sur chaîne. mais père li ngay wax am na solo man xam lu ma bëgg man lii ngeen koy former def ko ay atelier di former xale yi ci lii. non man duma formateur. ah non doo formateur mais lii dafa am solo. non dafa am solo gi moo tax ma koy wax nii pour nit ñi xam ko ndax xam nga li ma mooy maanaam c'est juste que dafa bari artistes yoo xam des fois dañuy tegu ci benn lancé mu rafet lool nga jékki-jékki gis ñu wàcc ko te personnage dañ koy créer te y a des techniques à apprendre pour créer un personnage te personnage boo ko créer ba pare ba dugg ca ba def ca la nga ca war a def y a des techniques tamit yoo war a jàng pour génn ci personnage bari na ñoo xam dañuy nekk ci dara lang ca mënatuñ caa deñ ñu naan diw de benn façon bii rek la xam c'est parce que xamul nan la ñuy def ba génn ci personnage te dañ koy jàng. man daal en tout cas daal dégg naa fi xam-xam man ni may gisee nii attention de man defuma sama bopp un artiste comédien bu mag. xam naa ci may waxanteeg yow nii lii ma lay expliquer nii man damay jàng. da ngay jàng ba tey ak lim fi wax. billaahi barke yonent yàlla Muhammad ba nii may waxanteeg yow nii man maa ngi jàng théâtre waaw te toujours dama koy wax artistes yi naan leen dee leen dem di gëstu ji dee leen dem ci xool ci ñi ngeen xam ne leer nañ leen kii moo leen ëpp xam-xam ci mbir mi ngeen toog ak moom waxtaan ak moom li mu xam mu xelal leen ci bu fekkente ne mbir mi da nga cee ne te bëgg ko. bëgg mu apporter la dara da nga cay gëstu ji mënoo ni damaa bëgg nekk ustaas ba pare te jàngoo alxuraan mënoo damaa bëgg nekk ab médecin ba pare te amooy ay diplôme ñi amul diplôme nekk ci hôpital yi doo ngay rey nit ñi ndax jàng xam seeni diplôme baaxul est-ce que dégg nga ma même ba ci casting yi sax lii casting yi
des fois bu ñu waxee dama naan leen Sénégal directeur de casting yi fi ne am na yu baax am na waaw mais am na yoo xam ni baaxuñ bari na ay directeur de casting yoo xam ni xamuñu li ñuy def te mënuñu ko. ndax lan. maanaam ñoom jamono rek lan topp di doxee comme ni jamonoy doxee xale bi rafet na xees na njool na nu jël waa ji jantal na boo na am na forme nu jël. kon loolu moo rey théâtre bi. loolu du casting casting day dépendre ci scénario producteur bi taxaw scénariste bi taxaw réalisateur bi taxaw équipe technique bi taxaw casting da ngay indi scénario teg damaa soxla tey paa boo xam ne bii ne par exemple tey dama soxla paa mag laa soxla dama soxla mag muy toog ci pénc mi di waxtaan ak waa dëkk bi kooku mënoo xool ab xale bi 25 ans def ko mënoo xool xale bi 20 ans def ko foog nga def casting jël ay mag wax leen li nga soxla nu yéeg def nga xool ba xam loolu nga soxla si dégg nga wax bi loolu mooy mais gars yi léegi xoolal affaire yaama neex a fi am diw rafet na tooy na te xëy na mën naa am ci moom dara non naa ko jël mais dëgg damay wax dëgg looloo fi am téléfilm yi ngay gis yëpp la majeure partie ñu bari ñu ñuy jël affaire da yaama neex la per bu xar am benn xaritam woo benn réalisateur waaye boo jàppale ma ci fiis bi waaye nanga non jàpp ci rek même bu joué benn séquence sax baax na rek mu xool ci per bu xar dem dugal yàq na métier mi te artistes yaa ngi ci biir arco yi di def ay formation di def ay atelier di def ay répétition nañ dem jëli leen te bàyyi ñi ñuy for ci mbedd mi mannequin bu ci défilé ba perte xamatoo foo jëm ñu jël animatrice wala animateur bu ci animé ba perte xamatoo foo jëm ñu jël non te ñooñu dëgg la mën nañu nekk acteur wala actrice ndax métier mu yaatu la mais nan jàng ba pare man loolu laa soxla ñëpp a mën a jouer téléfilm ñëpp a mën a jouer téléfilm mais boo amee gëm-gëm gi am bëgg-bëgg bi jàngal y a des techniques de base à maîtriser pour être un vrai acteur wala vraie actrice nan ko jàng xam nan ngay comporter woo devant un caméra xam nan ngay jàngee scénario buñ la ko joxee scénario dafa am ay techniques yu ñu lay jàngal pour boo jàng scénario rek laa la wax de dafa am ay techniques yu ñu lay jàngal pour nga mën a gaaw jàng scénario mu maîtriser ko mu dugg sa bopp ba du am benn rat te ñu bari xamuñu ko. en tout cas daal kontaan nañu wax dëgg yàlla macha allah xam-xam génn na fi comme niñ ko waxee depuis sànq lii dafay baax nit ñi xam ko nit ñi jàngi macha allah kontaan naa Père Boukhar. maa gën a bëgg di kontaan ci yéen ndax yéen bu dul woon ak yéen a kenn du ñu xam. mais lan ngay wax Gox gi TV. gërëm rek ak sant. ndax fu artistes yi wootee nu gis leen fu artistes yi wootee nu gis leen yéen xeebu leen nu da ngeen noo boole ci biir gox bi dox ñu pàcc ci biir gox bi ñu war a nag ñëwit ñun sanc ci biir gox bi toog ci biir gox ba. déggal loolu bëgg na mi ngi noonu kon ba tey rek ak beneen ndaanaan Gox gi TV. comme niñ ko waxee rek macha allah beneen ndaanaan toog. festival ak pa la ñu wax xol yëpp féex ba romb peex sëñ bi noonu def Moussa Diagne. yàlla di bëgg sëñ Touba ak sëñ Fallou ak Seydina Limam ma yaakaar àdduna ak àllaaxira waaw. oh man Moussa dafa may faj festivalu ak pa ngeen nekk njiitu ak pa lan ngeen yëg ci festival bi. waaw yëg-yëg bi ñu am rek mooy def mbir boo xam ne bi ay xale ko def mu neex lool wax dëgg yàlla ñu réussir su réussirul woon nit dinañu metti kon nag su réussiré war nañoo mën a neex di leen ñaanal li ñu man ren yàlla nañ man déwén lu ko ëpp vraiment di leen félicité. di leen félicité ngeen dajale fi àdduna région yëpp ñëw macha allah seen digganteeg ñoom lan la. mooy théâtre la ñu ut si rek kese li may wax rek mooy théâtre lañ leen woo ñu ñëw ci parce que gisoo fi keneen ku ñu woo ku dul artiste xam nga mooy lu ñu leen mën a woo parce que dañ daan woote ñuy dem. kon nag suñ leen wooyee war nañ mën a ñëw parce que suñ ko am na noo xam ne bii tey jii suñ ko defoon kenn du leen wuyu si mais xaj na dañoo wane seen bopp seen OFT ak seen mbaax moo tax ñu wuyu si leen franchement muy fierté nag
mais da ngeen dajale yemale woo leen dajale woo leen théâtre kat yi da ngeen dajale encore woykat yi ak fecckat yi. ba léegi artistes yi lañ dajale li naan gërëm bi génnul gaal gi ba léegi artistes yi lañ wax am déet. waaw mais loolu dafay jafe. woowuñu fi médecin yi woowuñu fi maçon yi artistes yi lañ fi woo lépp benn la rek parce que art la ñu wax bañ ne art génnewuñu musique génnewuñu fecc danse génnewuñu théâtre yooyu lañ boole te dañuy woo ñuy dem ñu leen di woo ñuy ñëw loolu kese la tax xam naa ñu dajaloo fi tax artiste dëgg day bëgg art bu fukk art jaral mu ñu woo ko fa mu dem fa. mais Moussa yombul ngeen dajale fecckat waykat théâtre kat am na ñoo xamante ne duñ ko réussir yéen ngeen réussir. mais loolu sant yàlla xaj na liñ leen ji lañ leen fay rek dañ leen ko ji rek peut-être looloo tax xaj na moom daal fa laa ko yaakaar parce que vraiment dajale loolu dañ ne yombul déedéet ankay lépp a yomb parce que kuñ bëggoon dina ñëw ndax xaj na peut-être dañ leen ko ji man loolu laa ko kii quoi parce que loolu kese la dañ ñu woo ñu ñëw dañ leen woo ñu ñëw amuñu kenn koo xam nag yóbbul nañ la lettre ñëpp par téléphone lañ leen woo kon nag sant yàlla la. waaw loolu sant yàlla la. première édition bi macha allah ñaanal ngeen ñëpp réussir na yéen a ngi xaar deuxième édition bi incha allah. waaw parce que deuxième édition dama ne booy keroog démb dama ne la ne deuxième édition bi lundi ngeen koy commencé préparer waat def ngeen ni mu réussir du amatul nii rek la ci kaw. tànki kanam la amul tànki ginnaaw barke Serigne Touba xam nga dama wax benn anecdote Sëñ Ablaye daa mas a dem Touba yal na yàlla yokk leeram toog ak Baye Laat ne ko màggalu Sëñ Touba gi yëre liir la waaye festival bi yëre liir la day yokk rek. kontaan nañ Moussa duñ la teelu yàgg ndax da nga sonn macha allah ñu leen di kontaanee lan ngay wax Gox gi TV démb ba tey mu ñëw ànd ak yéen ci seen festival bi. mais luñ leen di wax ñoo bokk parce que dama naan site international la. parce que dafa am njiit li vraiment xol bee laat parce que mënoon na ne mais théâtre kat yi parce que mbaa xam nga ne ñi gën a ñàkkal personnalité théâtre kat ci la bokk te ñoo ëpp personnalité ci àdduna bi wallahi al-azim kon nag su Gox bi TV ñëwee jël lépp def ko théâtre dañ koy sant rek di ko gërëm ñu bàyyi ko ak yàlla du ma ne yàlla na def li dama naan bàyyi naa la ak yàlla l'essentiel yéen ñi ànd ak moom yéen ñi liggéey ak borom. dimbal leen na seen xol féex rek soobee yàlla lépp lu ngeen bëgg di ngeen ko am parce que ni ngeen koy defee nii vraiment di ngeen li ngeen ci am yéene bi ngeen ci am yàlla na leen yàlla jàppale daal. amiin kontaan nañ yàlla ñu yàlla jàppale yàlla na leen yàlla jàppale yéen tamit mu ngi noonu macha allah ñu nekkoon ak Moussa Diallo wax dëgg yàlla démb ba tey festival ak Pa la ñu wax festival bi romb na neex macha allah gis nañ fi ku nekk wax dëgg yàlla xool yëpp féex nañ Serigne Diouf maa ngi lay xaar ci plateau bi mon frère de cœur en tout cas daal moom neex na wax dëgg yàlla macha allah artistes yëpp fu nekk waay jóge na fa région yi tamit muy Louga muy Kaolack muy Richard Toll muy Waalo fu nekk ba Louga Mbacké fu nekk artiste jugee na fa ñëw ci festivalu Parcelles Assainies mooy première édition ñu leen di ñaanal yàlla na nekk ay édition te képp ku fi ñëw tamit yaakaar naa sa xol féex na ma feggoog nag sama frère de cœur Serigne nuyu naa la ziar naa la noo def. Awa Kane fay naa la maa ngi lay ziare bu baax a baax di kontaan ci yow di bég tamit ci li ngay defee sa plateau bi. waa Serigne ñi may defee plateau bi ci yéen laa ko gisee wax dëgg yàlla grand Serigne nga bokk ak Pa ngay seen doyen festival bi boobu ba tey yaa ngi ci lan nga yëg. awa kontante gu rëy laa yëg ndax dafa am loo xam ne rek bi ma ñëwee sànq sama xel da cee nekkaat te wax naa ko fii sànq ci kaw podium bi dama ni yàgg nañu Parcelles di galleeru ci théâtre di sonn ci théâtre di def lu nekk ci théâtre ñu nag sunu grand sunu tonton muy Dembi Fall yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana waane lii musuñu ko organiser muy festival xale yoo xam ne tey ñoo leen formé wala boog ñoo xam ne man maa leen formé ñu formé leen ñoom ñu dem booloo def benn association tudd ATPA créé festival bu toll nii bu doon dañoo ko wax waa Dakar rek artiste su Dakar rek ñëw sax réussir na rawati nag région yi amul benn artiste bu des vraiment bi ma ko gisee sama xol dafa sedd xam ne daal xale yaa ngi dundal aar.
macha allah xale yaa ngi dundal aar nga nekk yow tamit grand sëriñ ci aar bi di dundal aar yow tamit wax dëgg yàlla yaa ngi ci gox gi TV waaye yow tamit ndaanaan nga ci biir ndaanaan yi. waaw dañuy jéem rek jéem a nekk ndaanaan ndax li may wax chaque jour rek keppaaru Demby Fall moom ku ci gimmee ci aar rek beneen affaire la quoi ndax Demby moom école la mun maa wax sax lépp daal moom ku fi nekk ku nekk rek boo nekkee ci aar rek di nga ko dundal te di nga dundee aar. festival bi première édition bi jàll na ñuy xaar deuxième édition lan ngay wax waa Parcelles Assainies yëpp. waaw dama lay wax rek monsieur le maire ak bépp autorité bu nekk parcelle moo ñu ñor parcelle lañ bëgg parcelle lañu gëm kon mii mooy première édition bi incha allah rabbi defuñu ko pour ñun artistes yi parcelle lañ koy defal na ci ñëpp ñëw jàpp deuxième édition bi gën a neex muy nekk loo xam day law ba nekk calendrier ci parcelle. waa kon mu ngi noonu mbokku Sénégal mbokku internet mbokku téléspectateur Gox gi TV lii lañ leen indiloon ci festivalu 2022 ci Parcelles Assainies ba beneen yoon incha allah maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal di kontaan ci ñëpp di nuyu ñëpp di ziar ñëpp merci beaucoup à la prochaine.